merci beaucoup Papa Samba Thiam amis téléspectateurs de la télévision Futur Média ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax bienvenue encore ci seen émission Weekend Start bienvenue ci li nga xam ni moom mooy la télévision Futur Média ñu ngi leen di kontaane bu baax ñi nekk Dakar ñi nekk Sénégal ñi nekk Afrique ñi nga xam ne ñoo nekk Europe ak ñi ne Amérique ak ñi nga xam ne ñoo ne Asie ak Océanie ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax fu ne la waaye di nekk rek di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy la télévision leader du Sénégal jaa ngeen jëf kontaanaat bu baax a baax un week-end qui commence bien un week-end boo xam ni taar kàlla dañ leen di wan li war a xew ci week-end bi yëpp moo xam muy samedi dimanche ba lundi début semaine fii lay xewee ci biir télévision Futur Média ànd ceeg équipe bi nga xam ni wax naa ni balaa ma leen di jox kàddu ñoom kenn di nuyoo damay def li nga xam ne moo ma neex ba noppi of mbay boo bëggee mën naa jug de loo ma jaay mën naa ko jënd tabarkàlla balaa ñuy dem tey moom dañuy teel a génn Sénégal moom laal Afrique sama xarit nga yal na sa jàmm yàgg sama xarit nga tabarkàlla xam nga boo defee yu baax da ngay bëgg nit ñi la ko waneel Papa Samba Thiam le grand réalisateur le réalisateur de tous les temps Papa Samba yàlla na jàmmam yàgg maas sama xarit bi maa ngi ñëw ci yow léegi lay of mbay lay dëgg la ay gucci la ay gucci la daal lii ak chemise bi yëpp ay gucci la ak jean bi yëpp ay gucci la waaw jaa ngeen jëfaay ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax nañu dem Côte d'Ivoire xool yi Moula benn clip la boo xam ne dafa mel ni am na ay wax yu sew clip bi dafa mel ni ñaari femme ñëwante nañ déewante ci kaw scène bi wax ni am na ay gaaruwaalante ak ay waxante ay rombante yàqante waale yooyu yëpp am na ci nañ dem xooli ko te ñëw balaa ngeen di nuyoo à tout moment am na ñoo xam ne mën nañoo bañ a nuyoo ci plateau bi Moula ca Côte d'Ivoire ñu ñëwaat léegi ci plateau bi ay ci Moula mu ngi ñu ngi woon ca Côte d'Ivoire tabaarkàlla Khadija Dafé maa ngi lay nuyu bu baax madame Sakho ci wax ju sew jeeg teel a commencé gi nga xam teel nga ko commencé di la kontaane bu baax ana Didi salaamaaleykum. Ba naka ngeen def. sant nañ bu baax. ñu ngi am jàmm bu baax. alhamdulilah téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu ñi ma toogal ci plateau bi. di wax ni Weekend Start commencé dina comme tous les samedis et que tey dañuy delluwaat ci li nga xamante ni mooy ambiance ak ay activités yu nit mën a def donc koor gi jeex na ñu ngi ci yeneen donc dañuy dugg ci loolu ci kanam tuuti dinaa leen wan nag wàllum fecc. dem ci ay détails yoo xamante ni demoon nañ ci ADS dance donc ñoom dinañu proposer ay affaires yoo xamante ne si kanam tuuti dinaa leen ko faram-fàcceel ñun ñëpp. foofu nga demoon tey ci wàllu fecc nga demoon. tey ci wàllu fecc laa demoon waaw. culture. waaw culture. yow daal di mën ak yow yam ci ay forêt. waaw ñun dañu bëgg a ambiance dañu bëgg lu neex. te xam nga Sénégal nit yi dañuy toog souvent naan tey la samedi fan laa war a dem bu weesoo restaurant bu weesoo voilà ay géej ak yooyu fan laa war a dem lan laa war a def donc yooyu yëpp dama ko indi ay activités la yu nit mën a def yu nit mën a ànd ak ay copinam def ko yu nit mën a ànd ak copain am wala jëkkëram dem defi ko yooyu am na solo nañu dem ci promoteur bi Amadou Mbodj nga xam ni initiateur la événement bu mag buy am ci réew mi événement bi war na ñoo xam sax histoire événement bi ndax yaakaar naa su ma juumul bi ci njëkk wala yi ci njëkk à l'extérieur la njëkk amee après ñu indi ko ci réew mi yaakaar naa ni am na benn état bu nekk biir États-Unis boo xam ni reconnaître na événement boobu nga xam ni moom lay def muy Calebasse Awards nga xam ni ñi gën a ràññeeku ci réew mi ci wàllu wi nga xam ne ci la ñu nekk ñoom lay jox ay raaya donc balaa may avancer ci invité yi nga xam ni yeneen invité yi nga xam ne dama leen am ci sama droite ma jël première invité bi nga xam moo nekk à gauche mu nekk koo xam nag man ak moom dañoo am ay points communs banlieue la ñu dëkk waaye tarkal suñu wax day traîner daf dër ba yàqu la def Amadou Mbodj maa ngi lay nuyu. merci. yaa ngi dégg merci. et puis vraiment sois à l'aise yaa ngi ci plateau boo xam ni ñi fi dër mën dañoo bari waaw ayca merci beaucoup franchement parlant di la remercier je pense que le Weekend Start damay remercier parce que yàgg naa fi ñëw di nuyu ma sœur di nuyu équipe bi di caméraman yeeg ñëpp franchement affaire bi yàgg na maintenant c'est la 14e édition des Calabasses de l'Excellence Awards yàlla ñu def ko sur le plan international ñu am ay raaya aussi à l'état de Memphis ñu war a jox ay prix yi nga xamante ne ñoo dina ràññeeku ci année 2020 ak année 2021 ci santé ci le thème bi ñu jël mooy côté emploi ak les awards muy les meilleures émissions les meilleurs trucs maintenant loolu yëpp nag dina am ay innovation yoo xamante ne ay innovation de taille la et que ñu ngi invité ñëpp pour ñu ñëw ci affaire bi incha allah. mais ren ñu ngi ci dégg bu baax a baax le nom de feu Papa Thione di suñu papa mën nañu ñoo xam ban taxawaay la ci am. man Pikine laa dëkk. je vis Pikine. ki sonné foofu nañu dimbali. def leen téléphone yi silence te yàlla tax baal leen ñu. ay ci yeggale man je vis Pikine laa dëkk te Papa Thione Pikine la dëkk. et que ñun c'est-à-dire que c'est pas te
Papa Thione moom nekkoon na benn Papa Thione international. le pape du peuple. merci mu doon éveiller ay nit par rapport à des paroles. monument la te tey jii ñun dañ ko war a sargal. dëgg la képp ku nekk jeune moom am na ci benn part de responsabilité boo xam ne tey jii mën na la conscientiser par rapport à sa musique. léegi nag loolu ñun ñëpp en tant que jeune dañ ko war a sargal wala ko rendre wala ko ne ko carrément ne tey jii Papa Thione philosophie la dañ ko war a jàngale ci école yi par rapport à ses paroles. moo tax ñun ñëpp ñu bëgg sargal ko bis boobu moo ko moom bis boobu bisu Papa Thione la et que di invité ñëpp aussi pour ñu ñëw. maa ngi ñëwaat ci yow léegi bu ma ñëwaatee di nga ñu wax parce que dafa mel ni am na ay raaya internationaux dafa mel ni am na ay kilifa yoo xam ba pare dafa mel ni événement bi bu jeexee fii dafa am feneen fu muy am yooyu yëpp dinañ ñëw dugg ci gën ci waxtaan kañ lay am ak fan lay amee loolu yëpp dinañ ci ñëw dugg ci gën cee waxtaan yaatal ci ba mu gën a yaatu salaamaaleykum Samira nga xam ni bu nu xiifee bu nu xoolee dañuy yaakaar ni Fanta dafa demoon fekk demul fenn sama yaay moo ñëw Adja Vaisselle Adja mu Sëriñ Fallou xoolal bii xeetu décoration xoolal sama yaay ni mu def largement ba leen li ngeen def ñeen largement xoolal sama yaay ni mu def plateau bi taarkalla ànd ak Abou Abel doom ja taarkalla jël njeganduur indi ñu fii ci ni ñu koy waxee balla en français mooy kër yu yàgg yi ancien kër yi te ngay xam ni day yàgg te nga xam day mel ni ay kër yu weng labyrinthe jaganduur indi ñu fii ci labyrinthe gi ñu nekk fi wéet sama yaay Adja Vaisselle di ñu seet 1 mois 4 émissions mu ñuy seet di xool fu ne sama yaay seet nañu ba seet ñu ci beneen télé dem na Sen TV sax seet en kay moo ma ko wax ne ma Walfadjri sax seet naa la fa ma ne ko yaay nekk gu ma foofu waaw mu ñëw fii fekk ñu fi ci cosaan yaay ñu ngi lay kontaane lu ñu nekk yaa ngi ci fu ñu nekk nga fekk ñu fa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax léegi ñu ñëw ci yow Fanta maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aba di nuyu suñu yaay ji Adja Vaisselle di ko wax ne na moon nañ ko torop waaye di nuyu fépp fu Sénégalais nekk rek ñu ngi lay jox loxo di la taxawal non taxawal parce que nit ñi dañ leen yemale of mbay yemale leen nit ñi waaw non ma ne ñun ñëpp ñoo yem fa yàlla kii bu ñu gënee xees mbaa mu gën ñoo taxul mu gën ñu plan yi ñuy jël kii lu tax ñun kenn duñu ko jël ñu jël kii de bustu waay yow yéen a réalisateur bi la Pape Samba boo moytu di nga yegg sa kër li ma daloon samedi passé dina dal kii ni ma def samedi kii yow boo jugee di bu fekkee kii bu jugee taxaw du ma wëlbatiku nii moo gën ci yow de samedi mami daa ñibbi kër yaayam dafa dem fekk ñu togg sombireer mu woo ma ne ma Babacar ñoo jësi ma kenn kër yaay yi daa metti de kër yaay yi neexatul ay ca nuyu non mami dama ciy profité di ko baalu ak ndax xam naa ne sonal naa ko trop te xamul ne ndeysaan sama góor nga rek moo tax donc di nuyu sénégalais yëpp fépp fu waay nekk les sénégalais de la diaspora ñi ngi leen di jox loxo di leen wax ni que Week-end Stars démarré na dans la joie dans la bonne humeur Aba nag maa ngi demoon fi nga xamante ne koo xamante ne lekk yi muy def yëpp c'est ça Health in a Box la tudd ci kanam tuuti dama ciy xuus rek daal leen di wax ci lan la ñuy yëngu incha allah tekki loolu ci olof Health in a Box mooy la santé dans une boîte mooy wérgu yaram ci benn boîte lépp ñu tënk ko ci benn boîte waaw ci benn bool parce que boîte c'est en français boîte c'est en français bool wérgu yaram ci bool tarkal dinañ ci ñëwaat ci kanam incha allah yàlla bu ko kenn ubbi léegi ci kanam dañu ciy ñëwaat ànd ak Fanta Samira waaye tey yaakaar naa ni humour bu ñu ko waxtaanee xam naa léegi rek suñu prochain invité ci humour lay wax incha allah dafa naa ni damay tàmbalee nuyoo d'abord di nuyu téléspectateur TFM yëpp di ziar ñëpp di leen wax samedi matin nit ñi leen di nuyoo bis bu nekk leen di nuyoo rek di leen ñaanal jàmm ak salaam ju bëree bëri teel na noo tàmbali tey kenn tardewul ñëw nañu heure bu baax a baax tubaarkàlla waaw maandul ci loolu rek ñi ngi leen di ziar en tout cas bu baax a baax tey nag dafa naa ni événement bi ñu dëgmal émission bu mag bi ñu dëgmal nee naa monde entier am nañ seen émission bopp bu gën a mag nee naa Afrique am nañ émission bu gën a mag waaye nee naa Sénégal am nañ émission humour bu gën a mag defe naa ni ajjuma insha allah dina yaatu tey ci loolu la ñu xuusoon ci kanam tuuti dinañu wane li ci ruus yëpp ñu yaatal ci bu baax a baax aji ci kanam dinañ ci ñëw waaye ñun tam ci kanam dinañ ñëw ci bàyyi nañ ay wax yu sew dootuñu topp kenn ci ay wax yu sew ku tardé wul yàlla xam na koo xam ni da ngaa sangu sëlmu ñëw say tànk nga fàtte koo diw loolu yëpp tamit yàlla xam na ndax yaakaar nañ ku nekk à l'heure da ngay diwu waaw toppatoo waaw yàlla xam na tamit ñi nga xam lu ñu xam ne teli ko loolu tamit yàlla xam na ko tabarkàlla
loo wax rek di nga waxal sa bopp. yàlla xam na ni wax sa bopp nga wax. yàlla xam na ni tamit ñiy waxte kenn laaju leen yàlla xam na loolu lépp tey ay ci En tout cas daal ku ne sa bopp le ngay wax. 29 c'est ce samedi donc ñu war a dem ca Pullman ànd ak ki nga xam ni ñoom ñooy calebasse de l'excellence awards donc loolu yaakaar naa ni ñëpp a ngi koy waaj fi ñu toll nii. waaw je pense que ne lépp yem na. et que mu nekk benn parcours yoo xamante ne tey jii pendant 14 ans. 14 ans ñu nekk ay jeunes. yombul dëkk Pikine. mu nekk loo xamante ne tey jii dañoo war a fexe bépp jeune. ak foo mënti nekk nga gëm ne soo amee projet da nga ko war a gëm. c'est-à-dire que on est parti dem nañu fépp ci àdduna waaye ñibbis nañu Sénégal c'est-à-dire que Sénégal lañu gëm. calebasse de l'excellence nag yàgg naa fi ñëw yàgg nañ ko def maa ngi félicité di rendre hommage aussi sama benn waaye Pape Doudou Thiam. nekkoon sama xarit. bokkoon ci affaire bi ma gaadi franchement parlant ñu yàgg a ànd nag. moo def lu kenn mës a def la def am doom daal di ko tuddee Fatia. waaw doom ji bu demee école fi ñu toll nii bisimilah rahmaani rahiim moom lañ koy woowee ci kër gi moom suñu classe alhamdulilah rabbil alamin rahmaani rahiim maaliki yawmi noonu lañ koy woowee ba daaneel doom ji soog a wax présent. Fatia la ko tuddee Fatia. léegi nag sur le plan sanitaire le professeur Seydi. professeur Souleymane Mboup. professeur ñi nga xamante ne dañoo liggéey ci corona bi ñu ngi leen rendre hommage. on a décroché le professeur Didier Raoul. macha allah moo xamante ne tey jii après dañu koy fekk Marseille dem foofu et que moom mënul ñëw mais il nous a mis en rapport avec le professeur Cheikh Sokhna. pour rendre leen hommage ci feebar bi. feebar bi dafa nekkoon lu metti mu nekk loo xamante ne lu metti la woon et que aussi de la féliciter yow. par rapport ak sa parcours. parce que tu es parti de rien pour imposer quelque chose. jàmbaar la donc loolu tey jii Sénégal yëpp dañ ko war a magnifier c'est le contenu local c'est la consommation locale c'est ça qu'on doit essayer de faire la promotion. Maintenant loolu mooy calebasse de l'excellence c'est le mérite qu'on récompense dans tous les secteurs d'activité. li may wax rek mooy ñun ay ndaw lañu nañu jéem. lu ñu mënti gëm nañ ci nekk parce que la réussite au bout de l'effort. man affaire boobu laa gëm. macha allah en tout cas sant nañ la gërëm nañ la bu baax ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin parce que la TFM c'est ça une télévision leader ah àndut ak ñun de ci événement bi beneen télé la ci àndal mais Sénégal benn bopp la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi c'est le miroir du Sénégal donc c'est nous quoi donc waxal sa mot de la fin sant ñi nga bëgg a sant nga gërëm ñëpp ñu yeggali. Ndiaga Ndour sama xarit la. am nga xarit bu waaw compliqué bu baax la maa ngi koy nuyu bu baax. di nuyu équipe bi yëpp di leen wax ne nañu fonk waajur yi. dañu gëm suñu bopp di sant sama partenaire yëpp képp ku ma jàppale maa ngi lay sant mënuma lim ñëpp parce que dafay nekk pub mais li ma wax rek mooy le 29 maa ngi invité ñëpp na ñëpp ñëw hôtel Pullman le 29 mai à partir de 21h ñu àndi ci def ko après on passe à autre chose merci beaucoup. ayca jaajëf ñu ngi lay kontaanee bu baax Amadou Mbodj vraiment di la yow tamit fierté nga pour ñun ñun ñu dëkk ci banlieue ak ñun doomi réew mi bu ñu gisee suñu doomu réew boo xam ni dafay am ay initiative di innover ay programmes yoo xam ne programme yu riche lay nekk parce que gis nañ daanaan yi nga xam ni ñoom nga ci àndal ñëpp nga def ko ci Amérique daal di koy defaat fii ci réew mi di ko waajal def feneen ak feneen gis nañ ci waa Guinée yi ñu ngi ñëw waa Mali ñu ngi ñëw ñoom ñëpp a ngi ñëw waa Istanbul rek waa Istanbul Turquie ak ñëpp nga ci àndal vraiment ñu ngi lay kontaane bu baax yow tamit nga xam ni suñu fierté nga ayca beneen invité bi nga xam ne moom la ñuy am moom tamit mu ngi ñëw léegi ci plateau bi ñu waxtaan ak moom kii doomu Yëmbal la kii man ak moom dañoo bokk fi nga xam ni fa la ñu soso waaye kii dafay def fierté fi nga xam ni mooy côté bi mu féetee man ci beneen côté laa nekk moom mu nekk ci beneen côté waaye ñu bokk tamit mu nekk sama concurrent ci benn jour jour bi waaw mën na yegg si le même jour bi nga xam ni man ak moom dañuy def suñu événement guerre la ci réseaux sociaux yi waaw man émission lay def mais dafa dem ba mel ni événement ci réew mi moom événement lay def mooy ki nga bokkal benn date la ñu bokk le 28 bi muy vendredi ñun ñoo ko moom ku jaar nii di xeex ma jaar nii di xeex man comme laa njëkk a gis dama laa may gis yaa xam ne loolu sa problème la foofu nga far suñu waa kër sax am nañu far ci moom mais man loolu sama yoon nekku ci en tout cas la guerre comme à la guerre donc dañu bàyyi suñu invité mu ñëw léegi daal di dox ñëw ci plateau bi Mame Balla Mbow donc Amadou mooy génn jox ki nga xam mooy Mame Balla mu yegg si ayca exil Mame Balla yegsil ay Didi tey da ngaa nelaw tey géré woo Didi moo géré wul Didi la ilaha illallah Didi Awa Gaye day ñëwaale Didi
oh da daan téye ñu toog tey Didi moom laa doon xaar naa ko ba sonn Didi ayca Mame Balla ñu ngi lay siyaar. waaw salaamaaleykum Aba. di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp. di wax ne tey mbégte laa am pour ñëw ci émission bu mag bi di Weekend Star. donc di kontaan bu baax di nuyu waa Buun bi ma jógee. Buun yaa ngi dégg. waaw bi ma fay jógee yaakaar naa ne caravane moom indi ba fii. waaw gis ma fi kenn de Mame Balla wala mënoo maa napp man ngay ay caravane moom indi ba fii gis ma fi kenn. oto yi nekk ci biti oto yi nekk ci biti ak scooters yeeg yooyu noonu. donc man lañu àndal quoi donc di wax ne kontaan nañ bu baax ci ñëw émission bi. di waajal vendredi le 28 mooy suñu bis keneen ku jox ci bis bi jàppal ne moomoo ko daal. ok c'est comme tu veux Mame Balla mais tey jii askan wi ñu ngi lay gis ci Facebook bi yaakaar naa ni fan lañ la gën a miin ak ci yenn réseaux sociaux ci TikTok bi bokk na ci les meilleurs TikTokers du Sénégal parce que TikTok boo xam ni dafay faj nit ñi bu reetaanloo nit ñi yaakaar naa ni Mame Balla bu ñuy compter 5 dina bokk ci 5 yi mais Mame Balla ba ñu doon wax tey fi nga jógee ak ba fi nga yegg si nii nga tënk ko kan mooy Mame Balla Mbow. waaw Mame Balla Mbow yaakaar naa ne benn jeune sénégalais la boo xamante ni bon humour dafa yàgg nekk ci man ma ci yàgg documenté wu donc tey bu ñu ñëwee tey ba gis ay grands yu mel ni Abba ñoo xamante ni tey ils font la fierté de la banlieue di def la fierté du Sénégal comme ku mel ni Abba tey on parle de Abba international donc tey ñu mel noonu dañuy inspiré donc bi ñu nekkee jeune dañ doon documenté wu ci humour man yàgg naa ko wax ne sama idole ci humour mooy Gad Elmaleh quoi ci laa yàgg inspiré wu di seetaan ay spectacle am di yàgg bind di yàgg document di seetaan aussi parce que boo nekkee ci dëkk yaakaar naa da ngay jéem a xool ñi fa nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy précurseurs yi pour ñoom ñu jox la expérience donc loolu tax tey ñu yàgg nekk ci réseaux sociaux yi di def suñu liggéey ba tey yaakaar naa ne am na benn public bu ñuy topp boo xamante ne tolloowul ak li topp Abba parce que moom li ñuy wax li nit ñi comprendreul maanaam moom mooy suñu aîné quoi Abba doo ko yëgal dara moom mooy jël téléphone am ne la booy defal lii defal laa moom mooy tax naa bàyyil ma defal la communication quoi à ma manière donc tey jii daal yaakaar naa ne affaire yi avec l'appui des gens tey affaire yi àgg na fi mu war a àgg ba ñu war a ñëw le 28 war a wane li ñu liggéey yaakaar naa li ñu liggéey moom li ñu liggéey dal na xel. macha allah macha allah c'est que c'est un fils de la banlieue ñun banlieusard gëm-gëm ci ñun la nekk ak esprit de innovation bi donc ñun ñoo ko am mais daf ma woo mu nekk sama frère de fi ñu dëkk nekk sama frère de culture un frère de art donc woo ma ni ma dama am benn bis boo xam ni du sax sama bis sa bis la yow donc comme comme yow lii yaa ñu ci jiitu yaa ñu wan yoon bi ba ñu gën ko gëm donc bis bi sa bis la léegi ñun ñu amoon le 29 waroon dem ca Kaolack boobu yembul am yu ci manqué ñu ne dañuy fomm bi ñu fommee directeur ne ñu le 29 da ngeen koy def émission fii Mame Balla le 28 Abba le 29 ñaari communication yooyu mën na am kum dul arrangé donc te dafa jël yëf bi dénk ma ko ma woo Balla ne ko dañuy def le 28 Balla ne ma non ma ne ko dañuy def le 28 concurrencé ak moom donc par force coow dina am ñu yëgul woon bosu Mame Balla dinañ ko yëg ñu ci bëggul woon dem dinañ ci dem nga xam ni coow li day bari terewul ñun émission bi ñuy def 100 personnes bu ñu ko amee dañuy def Mame Balla moom soxla na 500 personnes donc te Sénégalais yi di wax naa ni man maa taxaw wax ni kenn du dem ci bosu Mame Balla mais man dama bëggoon dem ci yéen ñaar ñëpp mais je me suis demandé ndax yéen a bokk heure bi tamit. non mais bii du neex ñun dañuy xaar ba Mame Balla pare. loolu soo commencé te moom xaw ma heure am de mais moom moo ñu ñëw présenté. waaw ñu dañuy dem bosu Mame Balla booy dugg ci mbir yaakaar naa ne da ngay woo sa aîné. nga xamante ne tey ténor la ci mbir yi. ñëw teg la ci axe. tu vois parce que tey mënoo def yaakaar naa ne mënoo def one man show biir Sénégal. te doo jël avis Abba quoi. parce que dem nañ ba naan Abba show every time di ko tegle chaque semaine yaakaar naa ne kooku munoo def benn mbir te doo ko ci boole daal. donc daal ñun li ñuy wax ñun ñu ngi seen ginnaaw. di wax ne ngeen ñaanal ñu pour que le 28 ñu indi leen loo xamante ni ñu wane xar kanamu buun quoi. buun gars yi dégg buun. nit ñi dañoo bëgg buun c'est que ñun même ba ci ñun ñi dëkk yëmbal dañu bëgg buun waaw buun moom je pense que ku fa dëkkul rêve nga faa dëkk ku fa dëkk sant nga yàlla ci dëkk gi nga fa dëkk te mu war ñoo wan xar kanam voilà donc nit ñi dinañ rek di nga ci am 250 loo ñuy wan nga ni nit ñi dinañ jóge Tataguine dinañ loo ñuy wan nga ni non xar kanamu buun macha allah mais Mame Balla naka nga def étant tiktoker à la base après nga jógee ci tiktoker ñu jékki-jékki di la gis ci Arrêt Mère Thiaba jékki-jékki gis la ci infidèle nga nekk ci Baye Gaynde comment ça s'est passé transition boobu
waaw xam nga man li may wax rek xam nga tey jii. non loolu transition de bàyyi ma tontu ci loolu après nga yegg loolu avancement la. avancement la ok. waaw xam nga li may wax rek xam nga tey jii àdduna da ngay toog ne da ngay def lii moment bi ba moment bi li ngay def. maanaam carrière dafa am benn noo koy gérer daal da nga naan moment bi damay bind moment bi du ma defagum du ma apparaître gum ci série moment bii laa war a def one man show pour mon public. maanaam tey jii dina am ñu nekk sa ginnaaw ñoo xamante ne mën nga bëgg a def leen sax ñu ne la booy teel na wala booy bul dem fii bul def lii bàyyil ba moment bi nga def temps moment bi nga def temps donc yaakaar naa ne carrière Sénégal maanaam Sénégal xew yi dafa yomb quoi dafa am noo xamante ni noonu nga war a gérer sa carrière xam nga gérer sa public parce que tamit mën nga am ay public bu nekk ci réseau social bi yëpp mën nga jàpp ne dafay virtuel tant que defagoo lu jëmmal loolu noonu day virtuel quoi pour nag nga am public boobu maintenir leen def mainmise ci ñoom il va falloir nga teg quelque chose de concret boo xam ne ñoom dinañ la wuy si tu vois te yaakaar naa ne Abba bi mu ci jàppee benn jour lañ jaay bi mu def mu jeex. macha allah mais tey Mame Balla étant genre bu ñu lay xool si TikTok bu ñu lay xool sur Facebook c'est plus des parodies yooyu def wala di imiter wala ak affaire yooyu lan moo tax nga léegi nga ne da ngay seppi sa bopp dem def one man show boobu nga xam ne c'est plutôt yow ak public. tu parles pour un long moment. et puis ñoom da nga leen war a entertain pour moment boobu yëpp. c'est assez difficile nag lu metti la gis naa gars yi bi ñu koy def mais dafa metti mais lan moo la motiver pour nga dugg si one man show carrément. waaw mooy li may wax rek xam nga chaque jour man boo xoolee dama naan jël ay thèmes di ko bind ba nit ñi bu ñu koy lire dañuy MDR quoi donc je me suis dit que ne là parce que spectacle bi ngay bind bi ngay produire sur scène yaakaar naa ne bind moo njëkk a jiitu te bind boobu nag après da nga koy retransmettre pour mu nekk parole te pour mu nekk parole nag loolu beneen liggéey la boo xamante ne maanaam da ngay jóge point A dem point B tu vois boobay transition bi nga xamante da nga ko war a def sa carrière parce que am na ñoo xamante ne humour satirique rek la ñuy def quoi dañuy toog bind mu jeex mais am na benn moment boo xamante ne tu te dis que ne moi dama war a jóge point bi maanaam defil na le loolu nag yaakaar naa ne liggéey nañ ceeg ñi ñu ci war a liggéey ñëpp ànd nañoo ak suñuy coach ànd nañoo ak suñu encadrement ànd nañoo ak ñuy yor préparation mystique bi ànd nañoo physique bi tu vois ànd nañoo ak supporters yi ànd nañoo ak supporters yi ànd nañu ñëpp moom mi day tëdd ba guddi ma woo ko waaw day tëdd ba guddi ma woo ko ne ko grand lii ak laa mu ne ma tegal lii defal lii bàyyi lii loolu mooy humour voilà bu ñu waxee one man show mooy sa premier grand spectacle waaw le 28 mooy sama premier grand spectacle te yaakaar naa ne ku fa ñëw ba xool di nga xam ne voilà li ñu liggéey xajul le 28 man je le dis souvent li ñu liggéey yokk le 29 nag li ñu liggéey vraiment yaakaar naa ne bu kiwee grand bi dina kontaan mën nga yokk le 29 bu la neexee Ahmed Sylla ñëw na fi def benn date doyul mu dolli donc le 28 bu doyul nañu dolli beneen bis waaw incha allah en tout cas sant nañ la gërëm nañ la di la souhaiter une très bonne continuation wax ñu tey jii li nga xam ni moo ci des ci ay billets foog naa ni benn bloc lay mat ku ko bëgg fan ngay dem pour mën ko jël ndax place yi jeex na amatul non billet yi jeex na amatul parce que moom moo def publicité bi léegi le 28 kañ la ñuy moom Instagram moom c'est l'humoriste le plus suivi au Sénégal donc quand il fait ta publicité yaakaar naa ne say billets bu fekkente ne nit ñi gis nañ ko dootul taxaw quoi dafa def publicité bi le lendemain on est ensemble le lendemain les billets waa buun jënd bi yëpp waa Tataguine amuñu waa Pout amuñu te buun Tataguine ak Pout ñoo bokk quoi te ñoom ñoo moom spectacle voilà donc yàlla na seen jàmm yàgg en tout cas ñu ngi leen di kontaane lii fierté lay def pour ñun parce que boo demee en France nga dem ci yenn rue yi da ngay gis comédie club benn comédie club ñaar comédie club ñett te chaque samedi ñoom ñëppay produire te chaque samedi ñëppay feesal del donc tey au Sénégal bu ñu demee ba war a yegg foofu les Doudou fait des vidéos les Diaw Mame Balla Mbow ay Singom Général Kayré Ibou Ndim ñoom tos ñëpp di def ay production te terewul yëpp di dox moo lay wax ni suñu humour mu ngi dem ca kanam ak kanam donc vraiment te bu avancé ñun ñu avancé bu avancé Afrique xam ni suñu humour mu ngi màgg Europe xam ko Amérique xam ko àdduna xam ko te loolu ñun ñëpp lay baax ci ñun donc vraiment nañu liggéey nañu gën a concentré wu ba ñu yàkkamti li nga def ni am na solo bind ko préparé ko 6 mois répété ko ñëw teg ko gars yi bu ñu nee au gongo rek mooy mois prochain ñoo lay proposé te le grand théâtre li ñu jëm yàlla na sa jàmm yàgg jaajëf Mame Balla ñu ngi lay kontaane wax toogal ak kay Didi waa léegi nag Didi léegi sànq rek fan nga nekkoon ok salaamaaleykum yaa ngi am jàmm
jaay Pape Samba da nga may bàyyi rek def ma nànk rek waaw nga dimbali ma rek dégg nga ayca ok ñu ngi lay nuyu xam ni kat maa sonal kat kii ay gucci la waroon na doon sama size su ko defee ma sol ko bu nekkul sa size tamit sa xel am na ci ku mu dem pour nga jox ko thank you lii du dem ndar lii bu soob yàlla du dem ndar nuyul Aba maa ngi lay nuyu again ñi ma bokkal plateau di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan partout nag tey Aba comme ni nga ko xamee rek tey lu spécial laa leen indi loo xamante ni dama start sama weekend with a positive vibe. An extraordinary vibe. Vibe bu stylish, vibe bu sexy, vibe bu lovely, vibe bu amazing, vibe bu colorful. Wow, tey lii laa commencé sama weekend. Congratulations bu dee am naa tuuti Selbé Ndom wala ma am tuuti kële kii daba booy dafa mel ni xam naa kan ngay wax de mais du ma ko wax kon sama yoon nekku ci bu ko wax ay jéggalu bu ko wax Amir Sow nañu préparé clip bu Amir Sow ñu dem seetaani ko moom mooy suñu prochain invité ñu jël ko waxtaan ak moom ci plateau bi ana Amir fu mu nekk Pape Samba soo paree rek man pare naa nañ dem booy bi fekk ma koon Amérique booy bi ak a dooj te mën a
ayca mu ngi noonu donc am na solo bu baax a baax yaakaar naa ni Amir maa ngi lay ziar. yaa ngi ci jàmm. sant bu wér. ayca ma bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateur yi sa caméra nga ne ca ruq ba. waaw asalaamaaleykum Aba maa ngi nuyu bokk Sénégalais yëpp di nuyu képp ku ma xàmmee di ma seetaan fii ci TFM di ci profité waale aussi di nuyu fi nga xamante ne fa laa jóge muy New York naan leen seen doom a ngi fii tey Sénégal ngir def promotion bi di nuyu tamit sama mbokk Haalpulaar yi kala biyo mbima mi salminima mboɗo wima ko Amir Sow woni ɗo e nder galle TFM an tan pour hollirde kadi hoore mum pour hollirde kadi culture pulaar ɗo e nder Sénégal ɗo e nder Dakar. donc am na solo nga indil ñu yaakaar naa ni clip bu bees yow kañ nga fi ñëw ak clip bi fan lañ ko defee ak kan moo ko def ak son bi fu ñu ko enregistré yooyu yëpp dama la koy laaj dañoo invité ndoo man ak moom añ ca Amérique ñu demoon ca Bronx yaakaar naa su ma juumul ca Fatima añandoo fa mais mu nekk ku mën a añ nag kuy añ di way waaw kuy añ di way day añ di way mais mu wayal ñu fa keroog ay way yu neex vraiment mais añ fa tamit añ gu yaatu yooyu moom du ma ko fàttali grawul waaw loolu Aba añu américain la noonu lay demee waaw Aba maa ngi fi depuis ci début koor gi ba léegi maa ngi fi dama ñëw nag daje koor gi ok daje tamit suñu programme ñun bokk la programme gars yi ñu stand bàyyi ko léegi nag ñoo ngi doog a commencé ñu profité ci balaa ñuy dellu gën a def promotion musique bi promotion ñu war a def benn album tamit mais mënaguñu koo génnee tant que defuñu promotion ba ñu xam kan mooy Amir d'abord ndaxte lu ci am solo la waaw man nag damay liggéey ak waa Ramdan ok donc ak Papis Ndiaye bu Blue Music ok ma signé ak ñoom benn contrat bi nag contrat moral la rek du contrat écrit ok yàlla def na lépp lu may def ñoom ñoo ma koy defal Ok. waa Ramdan donc ñoom ñoo ma jàppale ci son musique bi ngay dégg ni ñoom ñoo ko def ak leneen ak leneen li nga xamante ne jotoon naa ko def itam ñoom ñoo ko def donc ñoom laay liggéeyal donc ñoom ñoo def lépp donc noonu la demee. waaw damay préféré di ko enregistrer fii ci Sénégal parce que même fee bu fekkee tamit xam nañ mën nañ enregistrer mën nañ prise mais xorom si nga xamante ni. mbalax mi ñoom. faaw ku dégg moo lu ko mën a defal cas boobu dañ ko ci soxla. donc parce que loolu moo tax ma ñëw fii te tamit dafa am la ngeen moo xam li nga xamante ni moom ma gën a poussé tamit mooy loolu mooy musique pulaar bi. man moom laay def. ndax bu njëkk boo nee Baaba Maal da nga naan Youssou Ndour ne Thione Seck ne Omar Pène donc tey ñu dem di dem ngay dégg Wally di dégg Sidi Diop di dégg El Hadj Keita di dégg Pape Diouf mais ana Baaba Maal bi foofu yaa ngi di non mais kii dafa sacrifié relève bi de ma gisee sacrifié kenn Diallo Ousmane Gange non sacrifié wu ma leen Abu Juba de man waaw Abu Juba de sunu maama ñu ko wax moo ni ñu Abu Juba daa mënoon a way donc Aba musique bi di ci def lu am solo maa ngi ñëwaat léegi Aba Abu Juba de moom tam mu ngi fi donc Aba du question dama leen sacrifié mais dama ñëw pour yokk benn pousse. ok da nga gëm sa bopp mais ñoom ñu ngi fi. ñoom ñu ngi fi da nga ñëw pour accompagner leen accompagner leen pour pousse ak gën a fësal sama bopp tamit. pulaar gi ok kon da nga jàpp ne ñoom nekkuñu di def enough liggéey boo xamante ne peut-être xëy na bu ñu fësoon wala taxawaay bu ñu waroon taxaw yow maybe you would have not been here loolu dama koy ñambaasaale rek après nga tontu ma li ma lay bëgg a kii mooy sa style gis naa ne da nga poche lan moo ko waral da nga am somebody koo xamante ne moom ngay xool wala da nga ne damay ñëw weekend start xaaral il faut que ma poche or this is you ak tamit USA nga dëkk loo fay def apart from the music waaw style bi bon man xale banlieue la jàmm gën caaro Pikine laa juddoo boo xoolee Aba rek xam nga ni dañoo bokk moo tax just like that différence bi bariwul kii Abdourahmane lay àndal ay ñoom Abdourahmane yooyu lay àndal gis nga donc style bi dama ñëw parce que dañoo jëloon musique pulaar rek teg ko fenn boo solu grand bu bokkoo boo tollu tengaade bokkoo boo takku sa ndig bokkoo boo mënul tëb bokkoo donc ñu dem ba génération bi nga gis génération boo xamante ni mel ni El Hadj Keita dafay sol lu rafet mu taxaw nekk xale nga gis Wally Seck mu sol lu rafet nekk xale Sidi Diop sol lu rafet nekk xale la ma war a teg ma nekk war a nekk jeune wala mën a yóbbu sama bopp feneen te mu mën a ñëw bokk ci kan boobu nga moderniser lépp daal donc ñaar yëpp laay boole parce que bu ñu ne kan mooy Amir dafa nekk benn Baaba Maal plus un Thione Seck da lay jox musique bu bees. ok benn Baaba Maal plus un Youssou Ndour mu jox la musique bu bees. yow mi Aba mi nga xamante ni déggoo li Amir di way boo déggee musique bi da nga koy fecc par force. ki nga xamante ni dafa nekk fële naan suma papa tukulóor la suma yaay tukulóor la de dégguma pulaar war na Amir di jouer di way pulaar mu ñëw foofu. bon dama gis benn tamit na ñeneen ñi ñoo ngi songu grand théâtre pourquoi les jeunes musiciens bon loolu laa la mooy lu tax ñoom. nekkul ni dama teg sama bopp ci level boobu déedéet
dama bëgg ñoom tam ñu ñame public yu mag yi. dañ ko war a mën a ñame dañu war a mën a sóoru grand théâtre comme ñeneen ñi ni ñuy sóoru grand théâtre. kenn moomu ko de. kenn moomu ko. ku am fulla rek moo ko moom ku gëm boppam moo ko moom ku am fit moo ko moom te man loolu lépp daje na ci man. buñ la toppee sa waxtaan dafa dama ko bëgg laaj intéressant buñ ko toppee dinañ fi yàgg de. dama ko bëgg laaj benn combat boo xamante ni est-ce que tey yaakaaroon ni dajale tey musicien pulaar yëpp bokk ak ñoom ci album projet album bi nga nekk gënul yomb ci yow parce que boo bëggee jël relève Baaba Maal ñëw jéggi Demba Guissé ñëw jéggi Kan Diallo jéggi ñeneen ñi nga xamante ne aussi ñi ngi fi woon ci pulaar bi est-ce que non grand jéewuma leen sax jéggi ba léegi maa ngi seen kanam seen ginnaaw maa ngi leen nuyu de passage di nuyu Demba Guissé di nuyu Kan Diallo di nuyu Ousmane Gange moom moo ma njëkk a jox micro moom ma njëkk a gëmloo ni man am na lu nekk ci man biir New York bi ma fekkee foofu dama woy taxaw mu woom ba ma ñëw ne public bi kii bi nga ko jàppalee di ngeen gis dara ku ci mel ne Aliou Guissé moom laa njëkk a aw biir New York di nuyu tamit suma mag Daba Sey bokk na ci ñu ma initié benn kër moo nekk sama diggante ak moom dama doon génn kër dugg këram ma yàgg di ko gis muy waay film boobu di dugg ci man may màggaaleeg moom ba tukki dem New York moom dëkk liberté la kenn du wax kenn looy def yaa xool li la arrangé nga def ko beneen mooy def mu musique kese man je suis technicien en bâtiment je suis un architecte mais musique dafa nekk la nga xamante ne dafa nekk ci man passion la may judd sa fekk sama papa di déglu Baaba Maal déglu Abou Djouba loolu di dugg sama bopp ma juddoo Dakar nag yaroo Dakar nekk un judd jéeri mooy ki nga xamante ni Dakar nga juddoo bu leen naan Boy Town boo demee Fouta bokkoo mais ma xeex ba gagné sama place biir Fouta. Amir ñu ngi lay sant di la gërëm wax ñu sa mot de la fin parce que fi ñu toll nii vraiment yaakaar naa ne lépp leer na tënk na li nga xam ne bëgg na ko wax ñu tamit lu ñu bëggoon a xam ci moom yëpp wax nañu ko mu leer yaakaar naa ni promotion bi yegg na ba Amérique fi ñu toll nii toog fa tarkalla Amir sant nañ la gërëm nañ la wax ñu sa mot de la fin. waaw damay nuyu waa États-Unis ku ci mel ni Yuma Aysiba ñi ma gën a ñi ko gëmloo suma bopp plateau bi gën a ngande festival bi gën a ngande biir États-Unis man moom moo ci njëkk a dugal macha allah muy Yuma Aysiba aw ma fayam ku ci mel ni Ami Ndiaye aw ma fayam ku ci mel ni Moustapha Kane ku ci mel ni Pape Kane ku ci mel ni Awa Kane ñooñu aw ma seen fay di nuyu Laasana Chéri Awa Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax Mayram Ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax xam nga di nuyu képp nga xam daal xàmmee nga Malick Sow fii à travers TFM à travers ci télé bi maa ngi lay nuyu di la ziar di la bégg di wax nag sama mbokk Haalpulaar yi jëmmu pousse kenn dama leen di woo rek pour ñu ñëw ñu bokk ñu liggéey ñu xamal ni gars yi tamit ñun mën nañoo du Grand Théâtre kenn moomu ko macha allah ay ca mu ngi noonu kontaan nañu ci moom bu baax a baax mais cat moo gaaw bu ma nee cat moo gaaw damay wëlbatiku si gi daal di xool Awa Gaye ne ko son bi dafa mel ni bu ma juumut am na problème nañu dem ci sa rubrique waaye yaakaar naa ne clip ngay mujjee ñaan de laay doxalal Awa doxalal pep all right musuma gis lu mel ni nee naa leen tey sama vibe is very colorful tey ki ma indi she's a superstar a woman koo xamante ne depuis bu mu starté ba tey macha allah she's a top notch artist a diva koo xamante ni macha allah kenn du ko xool ne ko ndeysaan kenn du ko xool ne moom kat teggi na tànkam kooku mooy kan kooku mooy the true diva of Senegalese mbalax kooku mooy the queen of Senegalese mbalax R&B Senegalese waaye this time around mu indi lu different mooy lan mooy pop music mu ne Sadik Lady dañu dem seetaani Viviane Chidid Sadik Lady and when we return dinaa leen décortiquer ndànk tegal leen ko piece par piece. Right Viviane Chidid démb mu joxoon nit ñi rendez-vous at 6 PM mooy 18h ñëpp toog di ko xaar mu daal di moom si boppam bi may wax ak moom over the phone mu am benn pression boo xamante ne ku nekk di ko xaar ba yëfu star la mu si doon jéggalu nag fansam yi nga xamante ni dañ toogoon di ko xaar ba den Abba xam nga lan moo amazing si clip bi mooy presque ñëpp ñu bëri dañ génneen door clip démb at 18h moom mu génnee clipam bi at 20h01 waaye within 1 minute am na over 100 view mel ni ñëpp dañ ko doon xaarandoor boobu ba tey nag am na 14000 of li nga xamante ni mooy likes mu am 136 views mooy 136 views te xam naa ne sax loolu bu yàggut la xam naa ne gën na yokku bi nga koy mujjee xool bu ma koy mujjee xool li nga xamante ni mooy production ni music bi ak yooyu noonu mooy lébélu Viviane si boppam ñoo ko def waaye Baxaaw dafa defati mëneenam ndaxte Baxaaw moo bind li nga xamante ni mooy the song bari na ci artistes yoo xam ne bu ñu génn moo leen di bind exactly Akashi ak li nga xam Akashi moo def mixing bi ak mastering arrangement
arrangement bi ak yëpp moo ko def Viviane nag man si sama yaakaaru bopp mooy boo xoolee Beyoncé album Lemonade Hold Up bi mu wëy man pour man Viviane am na lu mu jël foofu kii nga xamante ne tamit mooy Rihanna work man clip bi yëpp dama foog ne sax foofu am na lu bari loo xamante ne mi ngi si work yaa ngi koy gis fii Viviane est-ce que dafay waaj a wëy ak Beyoncé Viviane est-ce que dafay waaj a wëy ak ki nga xamante ne mooy Rihanna o dafay waaj a dem fi nga xamante ne mooy États-Unis parce que man loolu moo may xeeñ xaw ma nag waaye man loolu maa ngi koy séentu du yàgg dara Aba di wax ñëpp ne Viviane defaat na li nga xamante ni mooy muninam Aba comme amuñu much time ak invité yi ak yooyu noonu dama koy daal di tënk foofu na nag ñu dem seetaani Viviane li nga xamante ni mooy albumam bi waaye incha allah xam naa dinaa am spécial waxtaan comme Aba ni mu ko waxee boo xamante ni dinaa ko indi sama diggante man ak Viviane ñu daal di waxtaanee lu bare Aba waaye Aba dañuy dem South Africa South Africa dañu def benn mariage acte ne jigéen yi am nañ droit léegi am ñaari jëkkër wax nañ ko waaw jigéen yi léegi am nañ South Africa te ñu bari ñu ngi waaj a tuxu dem South Africa te nanguwuñu benn góor am ñaari jabar kon jigéen am nga droit am ñaari jëkkër so loolu moo xamante ni moo li nga xam ne dafa trendy à part Viviane loolu mooy toj fu mu toll nii mooy toj mooy tegg nañ li yàlla wax teg seen ay waxi bopp ban religion lañ léegi nag ki nga xam ni yaakaar naa ni nit loo bëgg àdduna wala bëgg ay yëfi àdduna parce que bu ma nee ay yëfi àdduna am na loo xam ni mënuma ko wax boo dee jigéen loo bëgg yëfi àdduna bëgg ko war ngaa mën a xam ni keroog yu man xiyaam yàlla dina àtte ñëpp bëgg yëfi àdduna nag moom mënta weesu dégg ne Afrique du Sud lii am na fa yow li ne fii arrangé wu la nga bëgg yëfi àdduna moo tax nga dem ba Afrique du Sud léegi man sama question yëfi àdduna rek mais nag même ci kii bi yëfi àdduna góor loo bëgg yëfi àdduna tamit war ngaa xam ne keroog yomal xiyaam yàlla moo ni góor may na ko ba ñeent yàllaa ko wax gender equality bi nga xamante ne Afrique ñu bari fight nañ ko ak yooyu noonu South Africa ñoom dañu teggi raaya bi gender equality bi mooy li góor mën a def jigéen war na ko mën a def ba si côté mariage léegi nag man sama problème mooy côté aye bi nu muy demee nañu dem xooli clip bu Lil Xa te ñëwaat léegi ci plateau bi daal di koy yeggali yaakaar naa ni buñ ci xuusee rek dina am feneen fuñ dugg te loolu mën nañ cee jum ndax maîtriser wuñ ko nañu dem xooli clip bu Lil Xa ñëwaat ci plateau bi daal di waxtaan ak moom mooy suñu invité beneen bi nga xam ne moo ñëw toog ci plateau bi ayca bi ngi noonu donc yaakaar naa ni gis ngeen suñu déplacement bi maa jël Balla maa ko sànni fee maa la jël indi la fii parce que Lil Xa moo way bi mais daf ci def featuring ak kii mu àndal kii gunge ko ba fii xam naa bu ñu ko joxe micro bi dina kii mais binduñu fi turam loolu moo tax turam mënu ma koo xam léegi mu gunge ko ba fee mu war a toog fee ma ne ko Lil Xa yaa bon yaa kii yéen a ànd studio yaa kii yéen a doon répété ndoo yaa kii yéen a bindandoo son bi yaa kii yéen a defandoo clip bi nga bëgg a ñëw toog fii bàyyi ko mu yaa Lil Xa yaa bon sama xel ci sama xel laa ko wax yow li la metti mooy li ma la sànni foofu moom loolu ko metti li ma ko sànni fee mais ñu ngi lay ziar bu baax Lil Xa waaw maa ngi delloo ziar Aba di nuyu Sénégal everybody su boo Lil Xa lay ay bandidu maa ngi nuyu Parcel Advice Music yëpp ki nga àndal kan la ki may Louda moom mënu maa fay moom yow moom sant ba gërëm ma jox ko micro bi si seen caméra ngi ne maa ko teg ci plateau bi asalaamaaleykum Aba asalaamaaleykum Sénégal vraiment mbégte la contentement te fii tey ci Weekend Star émission star yi comme ni ñu ko baaxoo di defee tous les samedis tey ñu ñëw fii mbégte la contentement vraiment di nuyu ñi ma bokkal plateau bi soxna yu rafet yi macha allah di nuyu la communauté Halpulaar ñu nekk Sénégal ak ñu nekk ci diaspora bi mbeɗa salmina dendagal wiyoɓe mbimi e mbimami goto fof inde mum e mbaɗi yettode mum vraiment ko wettare mawde on est venu ici au nom de Advice Music Group maag moom duñu groupe mais dañoo bokk label buy Advice Music Group bi nga xamante ne ko Rosso moo ko jiite di suñu grand bu baax donc on a fait le son jégalu si veyu Korité bi pour xam nga saafante ak suñuy soppee suñuy xarit pour balante ak donc mais di ñaar rek laa ci gis am na keneen ku may gis ci son bi Rosso waroon na ñëw mais daam lu ko tënk moo tax ñëwul mais waroon na mu ñëwoon fii ci plateau bi moom tamit ngeen nekk ñett ba 10 sax waaw Weekend Star moom tamit Sénégal ko bëgg Weekend Star Sénégal ko waaw lii moom noo ko bëgg moom tamit daa bëgg ko am fit daa bëgg ko am fit waaye bu ñëwee dina fekk ñeneen ñu am fit tamit donc baax na léegi lan la innovation bi maanaam création son bi war ci ànd parce que ñun ñoo bokk fi ñu nekk dañu war a ànd ci son bi ñun ñii fu mu jógee ki moom seen label wala yéen a xalaat loolu fan la xalaat bi jógee donc son bi bon dañu demoon studio toog ñu gis ne que war nañu def benn son bu nga xam ne ni ça parle di jégalu pour s'affronter que suñu mbokk yi ñëpp parce que
dañuy jégalu pour tout le monde parce que ci Korité la ñu nekkoon ñu jege si Korité ñu war a jégalu génnee benn son jégalu la mu war a pour ñu indi fii baal ma ak sori like son bi nga xam ne la chaque année damay génne benn son bi nga xam ne day ça parle di jégalu quoi bi mooy deuxième son bi nga xam ne dama ko génne loolu ba dem studio def son bi bon gars yi fil ci seen bopp ñu def son bi ñoom tamit ñu bokk si ñu participer ci son bi génn comme ça. donc bëgg naa laaj pourquoi jéggalu période Korité parce que léegi musiciens yi li ñu jël mooy événementiel bu maanaam way pour TikTok way pour gars yi kii ko pour buzzal ko loolu bëri na ci ñu ko jël léegi ngeen jël moment bu baax mooy Korité ngeen def ci jéggalu te ñëppay jéggalu xam ngeen ni son boobu dama koy dagg kon di ci jéggalu. loolu lañ ci bëgg moo tax ñu def son bi. dégg nga objectif ba la. suñu objectif jéggalu la parce que son bi dañ ko génne parce que chaque année dañ koy def parce que dañuy génne yeneen son yu nga xam ne nii chaque année dañuy génne son bu nga xam ne nii ça parle di jéggalu mais terewul ñu ngi def suñu carrière musicale son bi veille Korité la génn ko. Yeah. But then man the problem I have mooy lan moo tax ñu xaar ba veille Korité di génnee son wu jégalu peut-être mën na xam naa ne koor gi mënuñu def ay music ak stuff right but then is it maybe ñu woy ko before comme woy kii bi bu waa ji te ñu koy TikTok taay Didi Pama Dieng dafa génn après nit ñi par cœur ko cram ko parce que soo xoolee hit bi nga xamante ne moom la def right après Korité dafa indi benn parce que bu ne suba la Korité man maa ngi daw di lijjanti kër gi ak est-ce que tal naa pour këru benn son wala pour après lay doon which one is it bon like son bi dañuy bëgg génne son bu nga xam ne nii dafay nekk benn impact ci nit yi pour ñu koy déglu comprendre nga mais ci koor gi mënuñu woon génne son parce que dañu nekk ci koor mais bu ñu Korité ñu anticiper son bi mu génn bien avant Korité bi ci Korité bi donc pour gars yi mu ngi déglu son bi ça parle di jégalu mais pas pour gars yi di def ay TikTok ak affaire yooyu you know like loolu mooy waral. am na solo donc fi ñu toll nii wax leen ñu seen ay projet ak lan la seen label di waajaat balaa ñuy dem ànd ak Fanta Samira dugg ci biir waa ñuy tarkal la xam ni mooy dundal suñuy bët te du mës a yegg suñuy biir yow bu la suñu àq dalee Pape Samba Thiam nga xam ni ñun def nañ émission bi 3 mois te yow mosoo ko réaliser ànd ñeenteeg tonton mag ànd ñeenteeg imam Malick mi nga xam ni ku baax la du wax ay wax ju sew Apulaay ñëw na ñoo ñëpp ñëw nañ kon nous on peut se passer de toi nga xam loolu rek tu n'es pas indispensable pour ñun yàlla na jàmm yàgg ngeen yéen fi ngeen nekkoon maa ngi xuloo fee waaw ngeen bàyyi xuloo yéen rappeurs yi yéen classe ngeen di def ñun ñi nga xam ni ñun ñi nga xam ni ci animation beeg ci mbalax la ne ñun ci wax ju sew la ne aba dañoo nekk ci label bi nekkul ay rappeurs kese ñoo fa nekk certes am na ay rappeurs am na ku mel ni Bakas ma ngi fa Babel di ko big up de passage ak Rosso mais man mi fa nekk je chante aussi en pulaar est-ce que yaa ngi comprendre donc nag ñoo ngi préparer ay projets ñoo ngi liggéey ak label bi te incha allah vous allez nous découvrir très bientôt incha allah ci yeneen affaires yu gën a. am na solo en tout cas sant nañ leen gërëm nañ leen mais ñu ngi xaar beneen son bi nga xam ni moo war a ñëw ba xam ni seen label lay génn mu bañ a nekk ay affaire de baalu ak balante ak parce que xaaruñu doon ci hip hopeur. mais Abba du question de hip hopeur baalu ak. xam nga tooguñu fi tamit pour di wax di tontonteeg tamit. waaw dëgg la mais dañuy may ñu wax Abba dañuy waxtaan tamit xam nga Sénégal bala. laajuma la yow sa yoon nekku ci xam nga balaa koor gi ku nekk gis nga ni dëkk bi meloon jaxastoo sa Sénégal dañoo nekk dëkk boo xam parfois dañuy tooñante waroo leen ci woon profité ci non du question non nu classe non Abba da nga bëgg a fait de clash nag yow tamit way leen ñu leen on est venu tabaski bi xalaat leen seen label tabaski bi ngeen way xaar non ndéwénal la ñuy way dégg nga en tout cas mu ngi nice donc ñu bàyyi leen ngeen wax seen mot de la fin yaakaar naa ni projet yi mu ngi ñëw ak lan ak yeneen bagage waaw mënta ñàkk ay surprise ñu ngi leen di kontaane aba ko weltaari mawde mi salmini kadi denndaangal yoɓɓe mbimi e mbimami kadi wonɓe sénégal e wonɓe caggal leydi vraiment communauté halpulaar o mi salmini denndaangal halpulaar eɓe fof aba di la kontaane di la remercier aussi ci opportunité bii ni nga ñu may ñu ñëw exprimer wu au nom de Advice Music Group te incha allah lépp lu ñuy def incha allah diñ ko yëg te incha allah dinañ ci ànd ak vraiment Weekend Star di kontaan baax a wax dañu ma yónni si yow nag sama benn grand bu tudd Maodo borom Golden Shop nee na nga jaar fa ngeen gis ziaral ma ko naa fa ñëw incha allah ziaral ma ko ci moom rek la yóbbante Alilka ci moom rek la yóbbante ñu ngi lay jaajëfal mais ak yow da ngay ñëw Alilka ñu ngi lay jaajëfal bon comme ni nga ko waxee rek en fait like ñu ngi def suñu benn projet mixtape donc balay bien avant projet bi aussi ñu ngi pare ay clip yu war a génn xam naa bientôt incha allah donc pour gars yi dugg si page Advice Music ñu abonné am na ay artistes yu dope yu nekk foofu
ay Bagas Supadia Babel Boura everybody gars yi ñu ngi foofu ñu ngi def son yu dope incha allah gars yi nañu dugg foofu ñu abonné ci page bi. incha allah suufe incha allah. en tout cas am na solo tabarkàlla ñun tamit ñu ngi lay santaane ñu ngi lay kontaane bu baax lil xaa gis nañ say dàll yi nga xam ne émission bi mu commencé ba tey yaa ngi ñu koy wan gis nañ ko sant sama benn jiw. ëndëg Alioune sama benn bureau bu nga xam ne. sama jóola tamit sama jóola waaw. moo ma jox affaire bii nii ma sol ko. sama jóola maa ngi koy siyaar bu baax ak frère am Doudou maa ngi koy siyaar bu baax baax di sant parcelle bi ma jugee ñëpp instant bi gars ñu ngi taal seen télé di seetaan affaire bi. maa ngi leen di siyaar bu baax di leen nuyu. say jóo tamit nice na say jóo bi nga toogee ci plateau bi ba dama tey soxor bro. ay ci Fanta Samira nga ni tey lan la ñuy lekk tey. ne tam sax daa nice. tabarkàlla yaa ngi apprécié. waaw damay apprécié ay apprécié. Didi keroog daf ma booleeg ndaanaan boo xamante ne mi ngi tudd Aïssatou mu créé li nga xamante ne mooy. sa élément la sama élément bi élément bi yaa koy mais Didi da ciy jàpp. kii dama ko bëgg jàllale sa élément baal nañu waxtaan. lan waaw garaawul ñun dañu waxtaanee élément Didi damay sàmm sama mariage jàllale sa élément waaw léegi tooguma fi jàllale sa élément kii na jàllale élément jàllale sa élément. waaw boo taxawee foofu ñu xool jeexagul. waaw garaawul àdduna amul solo donc maa ngi nekkoon fi nga xamante ne mooy ginnaaw chez Katia donc ñu koy wax health in a box c'est-à-dire la santé dans une boîte ñi ngi yëngu ci li nga xamante ne mooy alimentation bu sain donc man je dis un esprit sain dans un corps sain dañ dem xooli élément bi tout de suite ñu ñëwaat décortiquer ko sur le plateau. naka jekk ma xam ni élément bi dina am problème élément bi dina ci ñëwaat léegi-léegi ci kanam kii ni ma def keroog samedi du ma fi toog di ko xool mu mel ni mu woo kii ak may pour wax leen dëgg xam nga man naar laa du ma fen mais damay wax li am waaw dangay nettal kii da doon feccam wax dëgg yàlla yëguma li sama ginnaaw. Aba moo xoole ba pare nag tout le temps day xool am mami am sori mbaa déglu loo rek noonu Aba daf doon xool naan mais xale yow lii tamit lan na Samira tamit may fecc yëguma li xew ak ay photo wi yëpp sax photo wi suñuy photo wi nii rek yow mën ngaa demaat toog sa place yow mën ngaa jug demaat toog sa place ak photo wi yëpp dama toog fi nga toog na ma Balla woo mën ngaa rek jugaat dem dinaa ko toog wax sa place réalité bi la mën ngaa jugaat dem toog sa place kaa leen ñëw toog seen place te xam ni man li Aba di def moom la góor ñëpp di def xanaa Aba kay daa sincère rek di ko wane rek yow loo doon xool ci boobu ci li ma nekk la góor ñëpp ne ci li ma nekk la góor ñëpp ne man maa sincère rek di ko wane nga ni lan yow fan lañ jëm tey comme kii élément moom foo na ba élément bi yàqu comme foo na ba élément am yàqu yow tey sa élément lan la comme tey li ngeen fi indi mbaa sama élément du yàqu tamit. kii foo na ba élément am yàqu man dama leen di yóbbu rek. va et vient nga taxaw fee di wëlbatikoog di wax ñeetoog di ba sa élément yàqu fu nu jëm di ADS Dance mooy. xoole na kii xoole na ba yàq na élément am yaa jégal ngay di fu nu jëm Aba bàyyi ma yóbbu leen ci fecc bi ñu relax tuuti ngeen xool ay façon feccin ak ay façon yoo xamante ne xale yi ñu ngi ci mag ñi mën nañ cee nekk les tout petits aussi mën nañ cee nekk fële ca ADS Dance avec Miss Aïcha. C'est une école de danse qui est formidable parce qu'ils sont vraiment concentrés sur les élèves. Ils sont vraiment très professionnels. Leur but, c'est vraiment de faire progresser les élèves, de les encourager, de les entraîner très dur pour que vraiment ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vraiment ça que j'aime à ADS. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment en train de... Là, je viens de finir mon cours, je suis en train de transpirer, je suis toute rouge parce qu'on se donne à fond à chaque fois et les élèves sont vraiment très motivés. Et c'est ça en fait ADS. C'est de la motivation, de la détermination et surtout, on s'amuse.
Je suis à ADS depuis toute petite et depuis on m'a entraînée. Si je suis une bonne danseuse aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et il faut savoir que la danse, c'est pour tout le monde. C'est pour les petits, les adolescents, les grands. Tout le monde peut venir ici. maa ngi ADS Dance maa ngi toog fii di fecc boobu ba tey et franchement bi ma ñëwee dañ ma accueillir def ma comme si man fii laa bokk tey voilà genre c'est vraiment ça fait vraiment du bien que ngeen ñëw fecc ak ñun on va bien s'amuser on va bien vous accueillir franchement ça va bien se passer et ay ci di tey dafa mel ni dag ñu indi tey ki am pecc waaw ci am fecc laa nekk mu nekk nag benn institut boo xamante ni ñoom dañuy jàngale fecc mais en même temps dafa fun dafa am ambiance dafa am rythme parce que fecc yi am na façon yu nekk démb bi ñu demee dañu tombeek bii mu nekkoon ay xale yoo xamante ni ñu ngi ci hip hop ñu ngi ci afro ñu ngi ci yu nekk mais am na en même temps ay xale yuy def ballet ñu am 3 ans comme on dit am na pour 3 ans ba fu la neex mais fecc bi ma ci gënoon neex bàyyiwuma ñu filmer ko parce que fecc la boo xamante ni pour ñun jigéen ñi la ñun parce que fecc la boo xam ne da ngay sol sa ay talons lu mu kawe doyul nga tamiser sa lumière di ko fecc fu la neex ak nu mu la neexee. danse de la nuit lañ koy danse de la nuit la mais c'est magnifique pour dire juste que Sénégal am na. yeah it's commercial hills la tudd donc xale yi ñu ngi foofu. ñu ngi koy def mais def genre lu rafetee noonu. bàyyi ma bu dee da ngaa def bu weesoo li abaadi xalaat bàyyi ma bu dee da ngaa def loolu noonu ci publication bi. bàyyi ma man zem. en tout cas rafet na te vraiment je suggère aux femmes ñu dem di ko def parce que da lay yokk flexibilité day dindi sa stress ba pare da lay tax ngay xalaat yeneen daal day tax ngay am ay idée tamit ci lépp loo xamante ne yaa ci nekk day neexal sa ménage day neexal lépp daal donc bii wala danse de la nuit non bii pour xale yi la xam nga bii ay xale ñoo si nekk boo gisee ay ñoom Yacine ñoo si nekk ak xale yi nga xamante ne bu ñu amee ay 17 ans 18 ans ñooy fecc clip yu gën a mag ak ay chaussures xam nga ñoo ko fecc ñoom xale yi en même temps petit gallé seen petit gallé ñoom ñooy ànd ak xale yi foofu di fecc ci seen clip yi mais di fecc aussi sur scène ak ñoom du début à la fin donc mu nekk ñoo xamante ne yàgg nañ ci Yacine mi ba muy ñëw je pense qu'elle avait ay peut-être 6-7 ans yàgg na ci tey mi ngi nii moom aussi elle a fait son témoignage mais pour sama genre gi approché leen Aïcha Thioune ngeen xam ko ngeen xamanteeg moom et puis ñu organiser ay cours yoo xamante ni comme ni ma leen koy wax rek commercial hills bi lay doon bu dee da ngeen am ay doom mun ngeen leen indaale parce que day am benn espèce de garderie boo xam ne dañ fay nekk ñu bàyyi leen ñu foo ñu ambiance ñoom tamit ñu jéem a fecc et puis ñu divertir comme il le faut ci ay xale. donc mën nañu xam fan la nekk quand même. bi daf ciy am. merci donc institut bi Wakaam la nekk je pense que boo demee Instagram tu tapes ADS Dance di nga leen gis di nga am seen contact di nga am seen lépp di ngeen mën a gérer ak ñoom directement et puis di ngeen xam formule yu ñu am di ngeen xam yan façon moo am ku nekk sa niveau di nga ko xam et puis dinañ leen améliorer dinañ leen parfait dinañ leen perfectionner incha allah. lii moom bu beneen yoon te boo demee interviewé leen ba pare utal seen page nga dagg ko daal ñu koy tegal. pour ñun ñi nga xam ne waaw ñu jàpp ADS bi ñu mën a xam ne A la D ak S. ak danse waaw danse ñu mën koo kii del dagg page di ko teg. lu neex la am na solo comme li ñuy wax ni que humoristes yi parfois dañuy égayer nit yi mais aussi la danse c'est fait pour nga nekk en bonne santé non seulement di reetaan nekk en bonne humeur gis nga ñi nga xamante ne ci sa rubrique bi ñi ngi fecc ñi ngi souriante macha allah donc lii moom xam naa ne sénégalais yi dinañ ci ñëw. exactement and then comme gals yi ni ñuy bëgg dem génn dem ci spa bi dem defi seen ay ongles and everything foog naa lii nii di nga wax surtout heels yi. marié yi xam naa ne yow di nga taxaw ci heels yi dajale ak parce que soo waxee ay kegel exercise and stuff loolu noonu ak yooyu. non defuñu par contre kizomba c'est autre part mais ñoom li ñuy def c'est plus sensuel que du kizomba. sensuel na mel na ni wala mais flexibilité xam nga taawee ko dafa la dafa am benn aspect boo xamante ni mooy feemu fecc. yow mii mooy reetaan yow mii foo nekkoon booy fecc da ngay ree te da ngay gis ci seen kanam dañuy ree. loolu am na solo li ngeen di wax ni yëpp am na solo mais man je pense que ci émission la nekk. quand même buñ ci nekkee ni ñëpp di indee seen idée man mën naa indee noonu sama idée. donc tey buñ doon dem. ci fecc bi ñun pour xool li xew ci fecc mi. ku ci nekk sañ ngaa indi sa kobaay bi nga xam ni yaakaar nga ni moo la war a mën a feccal fecc sol ay cappe yu gudd. loolu mën nañ ko organiser. ok Aïcha mën na organiser lu mel noonu. non dama lay expliquer de Aïcha mën na organiser lu mel noonu avec des couples.
ça peut se faire couple daal laa wax man waxuma kenn ku yóbbu n'importe qui ma couple daal laa boo demee toog ñu organiser la tamiser la defal la sa ay lumière ba mu normal yow ak sa jabar moom ak sa jabar la Fanta Samira maa ak yow samedi feeñ nga yow samedi tey di nga sa feeñ sami sam man ak yow sa cappe lu mu gudd doyul bu fekkee dañu war a fay Didi aw ma jom Didi bu fekkee dañu war a fay tu me donnes facture bi je paye mais Sam prépare-toi à te taper et puis Didi lan lañu et puis habillement prépare bi ton élasticité parce que il faut nga Didi habillement bi habillement bi kat talon ya tam du ànd ak n'importe quoi man maa ngi ci pare naa maa ngi déet pare nga soo pare boo solee li doomu topp de waajo ayca nañu dem xooli clip bu Fallou Sy te ñëwaat léegi daal di yeggaleeg moom tarkal mu indil ñu instrument boo xam ni day raaj ñu gis ko au Sénégal indil ñu instrument boo xam ni xale yi dañu ko bëgg lool mais dañ koy jàngale à l'école xaw ma ndax école yëpp dañ ko fay jàngale waaye instrument la bu neex bu doy waar et bu extraordinaire quoi mais ñu dem xooli clip bi laata ñuy ñëw waxtaan ak suñu invité ayca Fallou Sy baax a baax yéen ñëpp ñu nekk ci plateau bi. ayca donc tey mën nga ñëw présenter wax ñu kan mooy Fallou Sy. waaw Fallou Sy benn doomu Thiès la waaw juddoo Thiès màggee Thiès yaroo Thiès yàgg bëgg aar jàng ko aussi comme ni ko ñëpp jàngee ba pare def choix wu jàng instrument yu raar. lu ci mel ni flûte. mën naa ni bokk naa ci jeunes yi ko njëkk a def. parce que bu njëkk ay paa lañ daan gis ñu di ko def. ay paa daan flûte. ay paa sol ay caay yu ngand yoo xamante ni di def comme genre ñamanka la yooyu. waaw ma jàng ko ba pare comprendre ko. ok waaw ba pare yàlla dogal ma teel a voyager aussi di ci jommal tubaab yi ndax pour man nit ki li nga ko mën a wan mu jommal ko rek mooy moom li mu amul. te ñun suñu culture dafa riche te maanaam ñu bëri xamuñu ko tey ji lu ndaw lii rek mën naa ne mën na tukkal àdduna. waaw aussi ma boole ko aussi di def acoustique. maanaam di bégal jàmm ñi waaw kooku mooy Fallou Sy. ok kooku mooy Fallou donc yaakaar naa ni da nga fee teel a génn teel a dem voyager day waral ngay liggéey ak ay tubaab foofu ngeen di def ci ay son yoo xam ni yow sa instrument bi nga xam ne ñun ñoo ko moom ngay yóbbu foofu di leen ci def yu yéeme ñuy joomi lu tax indiloo ñu loolu. non pourtant fii dama ko fiy def. am na ay son yoo xam ne dama ko génne ak flûte bi def naa fi lëmbalu flûte. lan lëmbalu flûte mu toj àdduna. yow mii si lëmbalu flûte. lëmbalu flûte gi lan la. flûte la non flûte la ak tama ak non peut-être non li gën a garaaw sax mooy. lëmbalu flûte bi sax bëgg naa ñu def ko fii ci plateau bi. sama cobaye la kii am naa cobaye. non si Pape Samba Thiam Pape Samba kaay animé plateau bi. nee na avant ñuy avancer ne kii essayé lëmbalu flûte bi. Fanta jug fecc ko. Pape Samba li mu yaay présenté wala mu présenté wuy ma Aba xam nga nuy def. tey lii laa lay may tey su ma la ko may dootuma la ko may aji Fanta. Aba wuy ma xam nga nuy def. su ma nee kuru wakuru quoi ngeen di geng. geng moom mën nañ ko. jàpp ma ni moom la. may ma Fallou tax may ma naan. geng moom yomb na. xoolal non lëmbal yi dafa toj àdduna. nga ni waat nga ni su ma boole. nee kuru wakuru wa yu di geng. waay la yow yow bul tàccu yow bul ne geng de yow ni nga def geng yow ñun ñooy def geng yow. pare nga waaw. ay ñi déggul léegi ñu ne geng de ñu déggul. mais da nga koy fecc nag. yow da nga fecc ko. la yow lii lañ la sant yow sant ñu la lu compliqué nga fi def loo mënul. ayca nañ dem ko Fanta yow laay wan. Fanta. geng. Fanta geng mais nag ci kanam bu ñëwee ci kanam dañ naan geng ay waa geng
gaay en tout cas am na solo donc ambiance la boo xam ne ak flûte bi kese mën na ko def c'est compliqué ah. non affaire flûte bi damay faral ma gën a nekk xale soo daan seetaan film indien da ngay gis ne indien si dañuy faral di use ñoom tamit flûte ndax film rek la wala lii dina mën a attract Jan and stuff like that wala film rek la woon. non ñoom seen façon flûte ak ñun suñu façon flûte bokkul. seen film yi ak samay wax ñoo yem de. waaw ñoom bokkul ñun flûte yi boo dee xool pël yi ñoo ko doon utiliser bu daan sàmbi te duñ ko utiliser comme façon de communication. benn moyen de communication la woon te boo xool flûte bi dafa kéemaane ñetti turu la am te ñetti turu yi dañ ciy génne son yi nga xamante ne nii bu dee flûte moderne bi da nga ko ciy am loolu mooy wane ne Afrique yàlla daf ko may talent. li ñuy génne ci lii maanaam nit mënu ko imaginer danaan lii mënta ne do ré mi fa sol lépp xam nga da nga ko ciy am. maanaam man damay fonk tout le temps wala damay bëgg tout le temps ñuy favoriser suñu instruments traditionnels yi parce que fi mu ñu mën a yóbbu dafa bari liñ ci mën a def dafa bari waaw lii nii maanaam damay jouer sax tubaab di jooy. mais li ay prestation rek la mën a def ay 5 de 10 minutes maximum wala mën nga cee woote grand théâtre wala événement boo xam ne yow rek koy def ci flûte gi loolu est-ce que mën na nekk. lii yow kese mën nga ko ci def. une heure de temps yoo xamante ne nii concert flûte boo xamante ni non da ngay am ay accompagne ay balafon. ay kora ñu accompagner la ok. parfois du ñàkk aussi nga def sa yoo xam ne solo lay doon. yow kese. mais da ngay am ay after work yoo xamante ne bi nii xam nga nit ñi dañuy mën a toog di ko cons di ko déglu. di déglu loo xamante day xam ne lii c'est traditionnel lii c'est Afrique. man loolu laa gëm loolu laa bëgg. mais à part par exemple musique bi ngay def à l'étranger à part acoustique soirée yooyu da ngay jàngale waale flûte foofu wala. waaw damay joxe ay cours flûte. waaw d'abord man fi ma commencé man jémbe laa commencé percussion. ok man dama daan joxe ay cours percussion. waaw te damay wax benn affaire boo xam ne rare na nga gis africain wala jeune boo xamante ne bi nii dajale na instrument yu mel ni kora yu mel ni flûte. yu mel ni guitare. lu mel ni djembé. balafon wala sabar non du ma jouer balafon mais maanaam mën naa jouer 6 instruments africains yoo xamante ne rare na nga gis sénégalais bu koy jouer. ah bon non si ku mel ni kora dafa jafe. man dama koy jouer damay jouer flûte damay jouer djembé damay jouer sabar damay jouer tama damay jouer guitare damay way. macha allah loolu parce que dama def choix wu nekk artiste kon waruma bàyyi dara. pour man dama war a complet parce que mënatuma nekk mécanicien mënatuma nekk menuisier kon art bi nga xamante moom laa am. kon foog ma jël sama temps def ko ci. xëy di jàng damay jàng lii bi ma koy commencé 99 ñu bëri dañoo wax naan dof na. mais tey jii yàlla dogal na lu ne suñu borom bi ma ko ci suturaal te lépp li ma ko may rek mooy gëm sa bopp. xam nga nag ak flûte nag il faut nga am courage dëgg nag toog di mbiib. xam nga waaw waa kër gi di añ ngay mbiib ñii reer ngay mbiib. parce que fii maa ngi gis sànq bu mu koy def dama sentir ne dafa am lot of energy bu muy génnee fii nii léegi side effects yi lan ci sa lungs yi. non flûte da ngay wax ngelaw li ci biir lay jógee. mais da nga koy téye pour mën a def longue note. waaw da nga koy téye mais day wax boo xoolee tey jii yow noo tudd. Awa Gaye tey jii Awa Gaye mën naa ko ci wayal loo xamante ne bi nii lépp ci flûte bi boole kook son bi. son bi. ñuy wax sama noppi rek laa bëgg ñu xam ni son bi dafa fort ci sama nopp bi pour ñu bàyyi ci xel rek waaw li ñuy wax dafay fort waaw. tey jii ku pare woon pour des formations bi maanaam sa élèves yi ngay jàngal à l'extérieur ñaata temps lay durer. non instrument kenn mënut a wax ni lii 1 semaine 2 semaines 3 semaines non instrument da nga koy jàng rek te lépp répétition la. ça dépend ci yow ñaata temps nga ko bëgg a jox par jour. ok tey jii bu fekkee 1 heure de temps nga ko jox du bokk ak ki nga xamante ni 5 heures de temps la koy répéter par jour. effectivement instrument waaw temps boo ko jox rek day dem ba da nga koy yàpp. te boo ko bàyyee da lay bàyyi non. soo ko bàyyee da lay bàyyi. ayca Fallou ñu ngi lay kontaane bu baax sant nañ la gërëm nañ la bàyyi la nga wax sa mot de la fin. waaw ak projet yi fan la toll. waaw projet yi mooy dama def album bu bees bu tudd Africa. boo xamante ne nii fi mu toll nii génn na. fii la waaw no fële laa ko génnee nag mais xam naa dinaa ko indi fii Sénégal. aussi di wax ni di nuyu waa Thiès gi nga xam ne fa laa jógee di leen gërëm di nuyu sama soxna di nuyu ñëpp. waaw di wax ni nag ñi nan préparé ay soirées yoo xamante ne di flûte bi lay doon ak acoustique bi waaw di leen nuyu yéen ñëpp
di leen siyaar di kontaan tamit ci invitation bi di nuyu aussi Pape Cissé bu baax moom jàpp na ci bu wér sama grand la sama waay la. moom suñu grand la waaw non nit ku baax la moom suñu waay la. si vraiment kontaan naa ci invitation bi. di wax ni du ñàkk den defaat yeneen plateau yoo xam ne dañ koy gën a yaatal. fii sa kër la waaw parce que am na yu bëri yoo xamante ni Aba bëgg naa ko wan Sénégal. fii sa kër la waaw voilà. te xam nga Pape Cissé moom danaa ñu kaay def rek ñun ñu daal di def. du ñàkk ñu invité la ci plateau boo xam da ngay indi instrument yi. indi orchestre bi ñu ànd ak yow. loolu laa bëgg parce que Pape Cissé moom mënuluñ ko dara def leen rek la lay wax ñun ñu def donc bu ko defee dañu dem ci beneen rubrique ak beneen yeneen i élément yoo xam ne balaa ñuy jël la diva nga xam ni dafa war a jël culture réew mi yóbbu ko fi nga xam ni moom mooy ca pays de l'oncle Sam dëkk bu ñëpp bëgg tabarkàlla di sama yaay nag di sama xarit ñu dénk ko sama mag di sama conseiller di grand boo xam ne du ma may dara tabarkàlla balaa mu ñëw ci plateau bi dañuy dem xool yi éléments yi nga xam ne moom nga ñu indil loo waxtaane tey nga ni waaw tey moom événement bu mag laa waxtaanee tey événement boo xamante ni je peux dire émission la mais ñëpp dañ ko jàppee spectacle bu rëy dañ ko jàppee événement bu mag a mag donc ñu dëgmal ko muy vendredi ma jël quelques ay affaires yoo xamante ni jaar na fi boole quelques secrets yu ndaw mënuñu génne lépp waaye quelques secrets la ci répétition bi ñu dajale ko indi leen ko ñu dem xool ko ak Pape Samba dellu si waat léegi ci plateau bi mën ci yaatal. ay ci mu ngi noonu donc élément bi tamit wax nañ ni dafa am problème tey seen élément yi dinañ ci wus ay sunguf élément yi loolu moom la ñu waxoon mu nekk di jongle di def li ka sama moom laa ko tey man mi yow ci moom nga jàpp tey est-ce que cata ko dugg dafa ñëw rek ñu ne ko la grande réalisateur Pape Samba man xamoon naa lii dina la dal Pape Samba ni nga ma attaqué bi ma yegsee léegi Pape bu tontu kenn Pape bu tontu kenn Maaw Cissé ba tey waaw kon waxatu ko wala El Hadj Malick ayca kii mooy Chéri Mor Mané tabarkàlla la diva à la voix d'or tabarkàlla xoola of mbay ni nga jëlee sama yaay ji kontaan naa ne daa sañse of mbay jiyaat ko Amérique la jëm kii boo gisee ki nga xam ne moom lañ ko dénk sama mag gi nga xam ne moo koy denc nga xam ne kii boo amee élégance c'est normal kooku il est élégant tabarkàlla jaar ko ci suuf of mbay jëlal sama yaay ji nga xam ni moo neex a bokkal fi ngeen dëkk West Foire la dëkk jàpp ñàmburam kenn dégg ko ci dara dem studio way génn togg yekk teral ay gorom dimbali borom këram yàlla na jàmmam yaay kii mooy yaay Fallou salaamaaleykum yaay booy. maaleykum salaam Aba. ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. ayca ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi. am mbégte bu baax di nuyu ñi ma partagé plateau bi maa ngi nuyu déjà Didi di nuyu Eva di nuyu Samira bu baax di nuyu tamit sama frère mbalakat bi nga xamante ni moom ñaawlekat laa ko tuddee. waaw gis nga day dama mbala ñaawlekat la gis nga. tey moom damaa yaru. di la bëggee bu baax Aba. di wax rek ni man dama kontaan ci yow yaa neex a dëkkal ndax olof nee na xam darajey nit day yokk sa martaba ca da nga xam darajey nit xam nga yàlla li yàlla defal nit ki boo ko xamee respecté ko ci rek day yokk sa martaba kontaan naa la bu baax di nuyu Sénégal yëpp nag sama fans yi sama famille maa ngi nuyu ñëpp di am mbégte. yaay ñu gis ni da ngay am événement bu mag booy waajal gis nañ ni tamit am na single boo xam ni moo mujjee génn loolu yëpp dañu koy waxtaanee lan mooy projet yi lan ngay waajal single bi génn ñu defaale promo bi ak fi nga xam ne foofu nga jëm parce que yaa ngi fekk ay ndaanaan ay doomi réew mi ngay fekkee. waaw Aba ñu ngi jëm nag incha allah le 29 bii ñu dëgmal ñu ngi ci jëm Atlanta. fu ñu miin foo xamante ni dem nañ fa demati fa miin fa lool. di def sargal jigéen ànd ci ak Ahmed Fofana production bu ñu jugee foofu le 5 juin ñu ngi jëm Columbus. yaa ngi dégg waaw Ohio nga xamante ni ñoom tamit d'habitude mariage bu fa am daba sëy jugee Sénégal tegi ko fa. donc ñi ci woowaat rek nag sénégalais yi ndax déjà ñoom gis nañ seen taxawaay ci li nga xamante ni mooy programme bi ñu ko dëgmalee ak léegi. état yi Dallas. Rhode Island Cincinnati ñoom ñëpp ñu ngi waaj jëm Atlanta bu ñu jógee Atlanta le 5 juin ñu ngi waat Columbus ànd ci grande dame Columbus yi loolu mooy projet bi waaw dañuy def tour incha allah waaw mu nekk loo miin loolu soirée bi yaa koy joué ak sa orchestre wala ay playback lan moo fay xew non dañ koy def live parce que am na loo xamante ni bu xasee ba am rek da nga koy professionnaliser dañuy jug ak groupe Daba Seye waaw
Aba kii ma toogal nii Daba Seye the first time ma meet ko yéen a ma boole woon ak moom mu bokkoon si ñi nga xamante ne ñoo ubbi rubrique bi may def fii nii c'est Weekend Start mu doon jigéen bo il faut que ma wax ko yee ku ñàkk ki ñaan ku baax ndaxte daf ma boole ak ki nga xamante ni moo koy solal fu munti dem si àdduna bi kooku moo koy solal di Nogay Moro boobu ba tey Nogay musut ma ñawal tissu boo xamante ne moom du ko sol yu am valeur la may jox te Daba ba tey musuma wax téléphone ne ma yow doo ma sax gërëm wala doo wax nii doo wax naa man nekk loo xamante ne dama ko apprécier torop ma ne xaaral I must say it and say thank you so much nit ku baax la man bu yuuxoo rek ma daanu. naanaan la léegi dinañu ko may léegi. ci kaw tournée boobu nga naa def ñu ngi yaakaar ni Daba actuellement mi ngi def ay répétition kon dinañ xaar ay son yu bees foofu ñun ñi toog Sénégal mën nañ xam li xew foofu. waaw xam nga dañ fi bàyyi nag liggéey boo xamante ni ñu ngi ko def ak Isabes liggéey projet la bu ñu nekk donc yàlla dogalul bi ñu dem mu pare comme ñun toujours rek dañu nekkal réew mi drapeau bi dañ ko war di jël chaque jour di ko yóbbu feneen du wees bu ñëwee ñu won leen lu bees li nga xamante ni Daba Seye def na ko amuñu temps pour toog rek di noyal ñun dañu war di liggéey fi ñu toll ci lañ nekk. mais événement bi am Amérique ni Atlanta première fois bi la wala amoon na amaat fa yaa ngi ci soog a dem wala mënusoon nga cee dem. man Amérique xam nga Aba sama dëkk la. foo miin la Amérique fu ma miin la programme li may wax rek 17 pays. nga def ko mais sama dem li ci ëpp Amérique la. loolu yaakaar naa ni njukkal laa leen di delloo. li may sant yàlla nag mooy bi producteur amee xelu jël Daba Seye yóbbu ko fa ak groupe am loolu mbégte la. mais defe naa ni lu tolloog 7 ans mariage bu am Amérique Daba Seye moo koy woy donc. sama dëkk la. mais sa production dañuy gis Mouraar dañuy gis sa production Mouraar te àdduna yëpp di wax la voix d'or la diva à la voix d'or donc mais dañuy gis say sorti Mouraar loolu organisation le staff la wala grand mort moo naan na génn heure bi na génn pourquoi duñ la gis lu bëree bëri. si Aba xam nga man ab taalibe bi sëñ Fallou la déjà. te sëñ Fallou ne na tepp moo gën yuréet waaw comme ñu ngi fi di dund. ñaan yàlla dund gi yàgg ndànk rek dafa gën li amoon solo ci ëpp solo mooy xeex nañ ba ñu xam kan mooy Daba Seye ci wàll wi nga xamante ni moom la féete muy woy tey boo nee Daba Seye Sénégal àdduna yëpp xam nañ Daba Seye ca loolu defe naa ni moo solo li ci des nag day ñëw ndànk ñu ngi ci liggéey la yoon la carrière dafa am donc sa carrière nag da nga koy maintenir parce que image nit ki dafa bokk ci carrière am. mais ñu xool ba tey da ngaa gën a bëgg li nga xam ne mooy traditionnel ah. tey bëgg nañ di dem di la fekk ngay way ay mariage ay ngénte ak yooyu dafa mel ni loolu mooy sa fort. te gis nañ ni waykat yu bari mënuñu ko. waaw loolu li ma ko may dama tarbiyu. waaw dama tarbiyu dama jaar ci ndaanaan ca mbapat ma la. lii dama gis couple yi général yi suñuy bokk liggéey lu ci ëpp du dem. te boobu ba tey macha allah gis naa ne fi nga ko teg foofu la. léegi exemple tey boo xuloo woon ak moo parce que du ñàkk and stuff like that bu ma wax nag professionnel la ñuy doon. des fois nan nga ni dundee li nga xamante ni mooy vie couple at the same time ngeen ni bokk liggéey. waaw Eva xam nga vie couple bi leneen la. loolu loo war a respecter trop la. donc mais comme li nga wax des fois même bu xuloo amee liggéey bi la. xale yi déglu non. ma ne kon ma ne. waaw c'est professionnel. xale yi déglu leen. li nga xamante ni mooy sëy bi loolu lu jiitu liggéey bi la. waaw mooy priorité man ci man bokk. mais bu loolu amee seytaane am du tere bu ñu nekkee ci liggéey bi dañuy fonk liggéey bi. après bu ñu paree ci liggéey bi. doo biiñ wala xëcc ci kanam. non du ma biiñ. fa jaaree bu ngeen nekkee ci liggéey waxtaanaale. des fois sax jubóo am sax yenn saa yi sax jubóo am ci. j'ai juste une question pour Daba mooy maanaam yaa ngi dem Atlanta yaa ngi dem Columbus dégg naa nga woo waa Rhode Island et tout mais doo jaar New York parce que seet naa ñu bëri New York c'est la base quoi fa la Sénégalais ëppee mais Amérique nag gars yi dañuy jóg di dem. foo nekk mën na la fa fekk xale bi fi jógee léegi. Amir non pas Amir. Malick dama tëgg New York. Omar Diaw Seck yóbbu woon ma fa man ak Babani bu Mali Ami Kami Soxo bu Guinée. loolu def na 2 ans ci ginnaaw ci laa gisee woon xale bi. yàlla dogal ma jugewaat Sénégal dem Philadelphia. tasewaat ak moom ca loolu yëpp liggéey moo fa yóbbu. donc dama jaar New York avant may dem ci yeneen état. tëgg naa New York ak groupe Omar Diaw Seck mi ngi may seetaan moom ma fa yóbbu.
liggéey day toll foo xamante ni fu ci nekk base bi mu am nga xamante ni moom moo waral ñuy wax dëkk ba da nga koy njëkk a am déjà bala ngay am gox-goxaan yu ndaw yi. te foo ne mën nañ la fa fekk. te foo nekk mën nañ la fa fekk mais maman damaa gis benn affaire ci yow dama nekkoon AFM studio mu jàkkaarloog sa kër donc ma daan gis complicité yi ngay am ak artistes yi képp ku war a ñëw AFM studio bala muy dugg si muy artistes yëpp waykat yëpp ñoom Sidi Diop Pama et autres bu ñu daan ñëw sa kër la ñuy njëkkee tooñanteeg yow ci buntu kër gi waxtaan ak yow ba ànd ak sa doom bi fàllu ñëwaat biir studio donc complicité boobu qu'est-ce qui fait déjà caan boobu noonu ci secret wu complicité boobu déjà entre yow ak artistes yi. waaw xam nga Mame Balla dafa am lu am solo li am solo mooy li nga mbappat ba yëgsi ci fi nga yëgsi yow boo baaxee da ngay am fierté nangu ñu la ci fekk si parce que booy xool li may wax rek gis nga ñi ñu jiitu woon ci aar li ñu am ci aar ñun duñ leen ci dab ñun fexe nañ ba li ñu am ci aar ñun dañu ñaan yàlla suñuy rakk dab ñu ci mais lépp ci respect la Sidi Diop Pama Momo El Hadj Keita Tarba sama ay doom lañu yaay rek lañ may wax duñu dugg ci sama koñ ba mu génn ca dugg ñu ci man dañu ñëw sa des fois am addiya ñëw toog ak man waxtaan ak man donc loolu fort ci man trop am complicité boo xamante ni ci sama doom ji nga xamante ne mooy fàllu ma am ko moom rek ci góor noonu la Wally Seck mel ci moom day dawal otoom ba ci sama buntu kër bi ngi may seetaan ñëw jël fàllu yóbbu ko nee naa ko da nga yàq fàllu parce que daf ko yóbbu ci gab yi jox ko xaalis indiwaat ko xam nga ca loolu dafa fort loolu lu fort la ci man dama tarbi nag am ñaan ci mag ñi donc ñoom tamit dama yaakaar ni loolu la ñuy sàkku ci ñun ñi leen jiitu donc complicité la lu normal la yaay dama foog ni émission bi yoon yow la ñu waroon àndal tëj émission bi waaye dañoo am invité boo xam ne dafa ñëw en retard donc te fi mu jógee dafa sori donc te mënta ñàkk nga ñëw ci plateau ba jug sinon rek kon ki nga xam ni moom mooy Eva dina ma gaañ aw ngeen dina ma gaañ yaay nga ni der rek xool géer gu la neex géer gu la neex du Sénégal donc fee nga jëm ñi ngi la fay ñaanal nga am fa ndam bu baax a baax parce que drapeau Sénégal amiin amiin waay Samira ci lay profité rek di jaale kenn koo xamante ni dafa fort ci man muy Serigne Khali Sissoko mu nekk ba Italie yaayam génn àdduna ma koy jaale waa Thiès yëpp di jaale sama rakk tamit Aïda Samb maa ngi koy jaale parce que dafa ñàkk yaayam ñàkk papaam loolu nekk lu metti ci temps bu gàtt loolu fort trop di jaale bu baax soxna Maguette Mbacke di leen wax ni leen yéen bu ñu sañoon ci bànneex rek lañ leen di dégg waaye yàlla mooy dogal kontaan naa nag Abba ñoo la gën a bëgg yaay kontaan naa trop ñoo la gën a bëgg fari waay lingeero Mame Balla awa mel mi ule ñaay ngay yeey jamuli coo ule gay naaga yoo yee yoo jam fari baara aba yaa ma way la ni rekk la xew nga ci jamono boole koog yar aba bul di par parloo dalay tax a dellu ginnaaw lingeero ñoo bokk benn koñ waaye yabuma la sama rakk ci gàcce ngalaama looy dugg di nga ñëw ba ci Mor Maane waxtaan ak moom xeebul loo ñu fariyale fariyale laay ñu wàllu gay naa nga daan jël Amadou Diagne màggatey sa yaay kor jaar jeng saala bi ga ngoone yu ko fal Yaasin Amadou monsieur le maire président ñoo force bu Pikine laay bëgg a waxtaane fariyo wuy leeley ma way dangay déglu way ngir nga xam la muy wax yow Abba dangay déglu way ngir nga xam moom la muy way Amadou way wi ca maam yàlla woon jaañ kor jor jeng sali bi gi ngoon yi ko fal Yaasin way ne
yow mi chéri Mami Thiam foog ma boole laak Amadou Diagne yow mi chéri Mami Thiam faw ma boole laak Serigne Khalil Cissokho chéri Maguette Mbacke lati jaw ma jaw xoor ak fara jaw ma jaw xoor waa Amerika waaj leen Atlanta Georgia Columbus Grande Dame yeeg Ami Camara na ngeen waa man grand mo bëri fi gi ne ci moom bu kii bu soxla tawa di waay xoolal day teg tànk bi ba ci yàgg teggi ko tegaat bële non mais grand tooga benn place waay yow tamit li ba jàmm la ay te kii mooy yaayu Fallou tarkala neex a am ci plateau bu ñëwee nga sentir ci moom ay bagages yu bari facette donc ñu ngi lay ñaanal yàlla nga dem ci yoonu jàmm ñaanal la yàlla une très bonne continuation ñu dañoo soxla lii ci culture bi ñoo soxla ku jël suñu yëf et puis mën ko yóbbu te war ko yóbbu ba pare jël ko di ko yóbbu donc soxna Daba yow loo dund rek doyul yàlla yokk say xéewal ayca donc invité bi warul woon sax ñëw ci yoon warul woon ñëw jàll ci plateau bi mais mënta ñàkk fi mu jógee sori may leen ñu clip bu Abou ak Fafa ñu jël Fafa léegi ci biir plateau bi daal di waxtaan ak moom Sénégambia Sénégal ak Gambie benn la nañ dem te ñëw ayca pour ñu dem mani yeah li nga xamul mooy maa la bëgg wax naa la ko si làkk bu ne bu doon sabar maa lay tëgg raw ra cëgin tàcc li ma leer mooy dootuma sëgg ndax cofee gi day jógee fu ne ci man te day mujj ëpp kaas bu tàng toj xanaa xamul leen dañuy nuru ñaar tey kenn Sénégal bi lu yendu fii fanaa ni fee maa leen bëgg Sénégal bi Gambie nag dafa sori lool ci lu ma vol damay jéggi baak waaye lu mu guddi damay yegsi xanaa wax ji jeex tàkk maa ngi dem fi ma miin bàkk leen ma ki ma jéem ku ma miin ba faate ma kóllëre ginnaaw lay féete maa ngi dem fi ma miin bàkk leen ma ki ma jéem ku ma miin ba faate ma kóllëre ginnaaw lay féete nañu mën ko góor suñu biir maa ngi benn la Sénégal ak Gambia bu ñu réeroo bu ñu xaajaloo one love man na Sénégambia nañu mën ko góor suñu biir maa ngi benn la Sénégal ak Gambia bu ñu réeroo bu ñu xaajaloo one love man na mooy naa leen xam nga ni duma la bàyyi yow mi benn yoon sama paradise li ñuy dund dafa neex li nekk ci sa xel moo nekk sama xol I need you in my life and forever I'll be there Gambia réew Sénégal bu ñu kenn xañaan dana suñu réew yaa ngi diisoo li ñu war mooy taxante loxo xam ne benn la nañu mën ko boole suñu biir maa ngi benn la Sénégal ak Gambia bu ñu réeroo bu ñu xaajaloo one love man na Sénégambia nañu mën ko boole suñu biir maa ngi benn la Sénégal ak Gambia bu ñu réeroo bu ñu xaajaloo one love man na c'est que tey dama yeewu namu dund lu bees sama xel nekk si Gambie dëkku Fafa yes mbëggeel nag fu ne lay feeñ amul géer amul géwal falewul melo ki xeer ñëpp ko wax du lu bees waaw Abu foog ma ñëw biir Gambie tey mu blow dox si jàmm dox si mbëggeel man maa leen di delloo njukkal yëkkati leen seen loxo may dégg ngeen di fata xam ayca mu ngi noonu donc am na solo Abou ak Fafa from Gambia mais nag dafa mel ni tey Abou ñëwul tey Fafa rek ka ñëw tabaarkàlla xale bu baax tey ñëw na ci plateau bi xale bu baax ñëw na ci plateau bi. mami problème baa ngi soog a tàmbali. wala ma noppi mais kii am na juróomi at de. waa Gambie xam nañ ko Sénégal xam nañ ko. waaw juróomi at ma nopp kii. loolu moom Sénégal ak Gambie yëpp xam nañ ko lu bees. loolu moom yaakaar naa ni Sénégal ak Gambie yëpp xam nañ ko. plateau moom toog naa Sen TV wax ko. toog naa ci 2STV wax ko. fii tamit toog naa fi waxaat ko loolu moom yaakaar naa nit ñi mis nañ ko moom. mis waaw lii moom yàgg na moom lii moom yàgg moom mi xam na ko. ak Samira.
musuma nopp kii moom musuma ko nopp waaw kii moom musuma ko nopp kii échantillon la rek garaaw ay ci salaamaaleykum Fafa yaa ngi ci jàmm maaleykum salaam Aba ma chérie mu ngi dox moo xamulee waaw bàyyi ma waaye nag bul tax ñu kar ma proposé naa ba sonn nga bañ nee naa ndax ma yónni sama nijaay mu ñëw sa kay nijaay nga naan man nañ xool naa Gambia dafa xaw a sori te am nga ay mbokk fii en tout cas ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax maa gën a kontaan teew macha allah xam naa ne lu mu xat-xat dañuy fexe teew waaw mënut a ñàkk macha allah c'est la famille man na moon leen ngeen def bu baax di kontaan ci invitation bi di nuyu waa Gambia waa Sénégal bàyyiwuma kenn di ñaan yàlla jàmm sax ci diggante Sénégal ak Gambie ndax benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ndax clip bii ñu def nii ànd ceeg suñu brother Fata Abu tamit nekku fi mu tug voyage woon dem Angleterre Fata tamit nekku fi man nag ma teewal leen ñëw toog pour waxtaan ak askani Sénégal ak Gambia mu nekk projet boo xam ni yaakaar naa ni moom mujjee génn mais am na looy waajal am na yu ngeen di waajal sax laay wax ak yu war a ñëw donc promotion clip bi nga xam moom ngeen def wax ñu fan la idée yi daal di jóge woo Fata war a ñëw ngeen ànd ak moom ak son bi nu mu tudd fu ñu ko defee ak lan moo tax ñu def son bi waaw li waral loolu mooy yomb na ndax Sénégal ak Gambie benn bopp la te Fata nekk koo xam ne di ndaanaan macha allah ñu mës a dajee benn soirée Mbaye Dieye Faye maa ngi koy nuyu sëñ ñu Birame Gueye ke weyaay aw Diagne am lu ñu fa def lu sew rek mu ne ma I love your voice and I appreciate you guys bëgg naa xam naa ci future bi dina def dara yàlla dogal mu ñëw Gambie ñu koy waxtaanee nii rek dem si Hakim xam nga foowee ko nii rek moo indi Sénégal bi xaw ma ndax miin nga kii Fanta waaye man ak Awa Gaye xam nañ ko ak di ma lay toog gis nga ki toog fii ba jóg ñu mu ne der waay la kii yaakaar naa ne méngoo nañu ci loolu waaw mën nañu loolu dañoo mën wàllu traditionnel dañoo mën benn clip bi dañu ko mën gisoon naa ko bien avant muy ñëw moom seetaan naa ko clip bi déjà macha allah c'est couleur yi rafet na et tout ça mais Fafa da ngay xam ni que am na benn voice bu comme ki fi jógee balaa ñu yegg suñu waxtaan waaw ni yow kii Fafa utal loo ñu may balaa ñu yegg suñu waxtaan man dama la woo pour wax la nopp naa lay moom lay wax man dama la woo Aba to say I love you too yaa ngi di problème famille de yeggali yaa ngi di problème famille yeggali bu leen faale ndax man daga naa ma génn ñu kar kenn du la def dara la kar kay mu ni kar maa ngi la kooku du kar day ñibbi ay ca man dama la woo pour wax la nopp naa lay man dama la woo to say I love you yow chéri Aba man dama la woo waaw Awa Gaye to say I love you c'est moderne ça woyal Abu sa frère bi nga xam ne yéen a bokk ndey bokk baay bokki maam woy ko ci traditionnel maanaam nga tagg ko ñu xool problème baa ngoog fii ak fële ayca problème baa ngoog woyal Abu woy leen ko daali waay daale woy leen ko daale aw leen foofu ñu ñëw rek daale Abu foofa naan yëkk defa tamay di jiin ba fajare foofa naan yëkk defa tamay di jiin ba fajaro kon daali waay daale way la Sambay Mbayaan duma ko way ku ñaaw yaa ngi dégg déglul Sambay Mbayaan njuufe pour balay ñaan kenn du njëkk nangoo jël Sambay Mbayaan ci leen jànge way ci leen ñu nampale waaw fario joalo gay naa ko daan aba nelawuma jàmm bu ye bige maalaw mi ci kañ moor leyti mi ci sango maar ma mori ma jigee waaw mi ci sanjal Abu Mbay lay jiin walay sa yaay dengoñ mi ci ngaraaf ak yirim neela mi ci lambaay waaw jexe demba yaay ñaay kon daali waay daale temps bi daf ñoo xoj yaakaar naa ne damaa doyal lu ci moom te dafa war a playback bu yoon doon yoon
xam nga ni Fafa du jógee ba Gambie yegg si léegi te taxawul fii play bagal ñu son bi waaye cin bu naree neex suba xee dafay xeeñ Olof Njaay nee na bu yoon jeexul waa ko sit du jeex tey Dakar ne dort pas am na tey ci guddi nee ma dëgg la dama koy jël moom Fafa mi bettu ma mu taxaw fee play bag bettu ma tey ci Dakar ne dort pas yow nga taxaw fan ma toog fii di gees mën ngeen a tàggatoo mën ngeen a tàggatoo man du ma tàggatoo damay yeggaleeg moom ci kanam ci Dakar ne dort pas waxuma ci kii ndaxte ku ma xam Gambia amul benn émission bu may def ba mu jeex te Abou ak Fafa ubbiwuñu ko tëjuñu ko parce que kóllëre bi sama ñoom yaay la ak yaayam démb la woon du tey lu muy def nii nag Aba dugguleet si Fafa because she's from a Griotte family yaayam su ne der nga ne rakkam jee ñëpp ak mën a way rakk ji rakkam ji mooy sama moo leen dàqawee ñoom ñëpp Aïda du benn man nee naa ko Aïda ak Caat laa àndal du ñëwoon benn Potigale 2014 Caat ok man dama ne Aïda dafa war a wëy ak Kumba Gawlo Seck because macha allah voice am dafa amazing waaye man lenn laa bëgg a xam Abou dafa dem jàngi wala dafa dem kii ndax Abou dina ñëw wala yow mi Abou daf lay xaw a téye tuuti doo mën a dem sans Abou o yaa ngi prépare pour dem solo pour yeggali li nga xamante ne yaa ngi ci Pape Samba Awa Gaye la de Awa Gaye la de ne woon naa nañ tàggatoo de Awa Gaye la Awa yow Awa Gaye la Abou ak nañ tàggatoo forever ndax man def naa ko it dem daaw mu xaar ma man bu demee war naa gore mën koo xaar ndax lépp ci liggéey bi la rek kon su guddi mu gën a yaatal waaw li jël ci soxla yi bu guddi jotee rek ñu yaatal ñu gën a yaatal waaye di kontaan tamit ci yow di kontaan ci yëpp macha allah di la ñaanal gudd fan ak wér ndax yow Gambien si yëpp ñu ngi proud ci yow definitely we love you fierté la biir Gambie donc bu guddee li ngeen ko bëgg a laaj yëpp mën ngeen ma ko envoyé ci WhatsApp bi wala ci SMS ma déedéet toogal te ngeen tàggatoo salaamaaleykum tey plateau bi bu yanjee nii di ñu ne nga jël HF bi sa micro dafa fay tey plateau bi bu yanjee nii yaakaar naa ni sama yaay jaar na fi waaw tey kay ku xool rek gis différence day marqué empreinte am ku xool gis différence ku xool li xam ne du samedi bi passé du samedi bee woon du woon tam ci koor gi ndax mooy séeri papa mooy séeri papa yaakaar sëñ Fallou mooy yaakaar sëñ moo mën ci vaisselle mooy sama yaay mooy suñu yaay mooy su ma ko nangu mooy suñu yaay di yaayu Khadija Mbacke ñëpp Khadija Dafe ñun ñëpp mooy suñu yaay donc Adja Vaisselle moo nekk nii tey defati rek mëninam ñëw ci blanc ak doré comme d'habitude xam naa samedi prochain ngeen gis lu ngeen musta gis saa yu ngeen ñëwee rek muy gën di bees di gën di rafet donc moom mi ngi nekk Castor numéro am nekk 77 723 32 32 Castor rek boo demee ca boori CBAO ba di nga ko seen ñu bind ko bind bu rëy Adja Vaisselle Adja mu Serigne Fallou donc foofu laay jaaree rek ma nit tàggatoo di wax ni tey nag sama yére bi tey bu rafet bi robe bi Boss Lady moom ko solal Yacine Faye ki ay dara seen numéro nekk 77 253 73 02 ñu ngi nekk Liberté 6 ca ko amee à beauty boo demee di nga leen fa fekk di nga fa gis tam ay variétés yoo xamante ni mosu leen ko gis te du ngeen ko gis fenn di jaajëfal tamit sama xarit ba Amadou Sow sama xarit sama doomu ndey ki nga xam ne moo ma téye fukki loxo muy Amadou Sow borom Medina Gounass donc maa ngi koy nuyu et puis di leen wax rek à samedi prochain incha allah. à samedi prochain maa ngi lay béggee sama waa ji Balla c'était un plaisir bokk ak yow plateau bi même si c'est pas partagé. donc merci. Le plaisir n'est pas partagé. waaye li may partagé c'est pour vendredi incha allah di jox rendez-vous aussi. ci Aba Show bi defe naa ni billets yi waxoon nañ ni génn na donc 77 655 51 80 ba ngeen ko defee rek daal di woo lom mu jox leen seen billet mu boole leen ak Jibi Diop Baye Fall propre ngeen ànd ak moom ñëw ci Aba Show bi yëngal ko ba mu yëngu donc loolu mooy rendez-vous bi na ngeen teel a ñëw nag parce que bëgg nañu 20h fekk ñun ñëpp ci kaw scène bi. ñun émission la ñuy def. salle buñ commencé dañuy tëj. dañuy commencé tëj salle bi donc def émission bi ñu teel a pare teel a ñibbi ku nekkaat ci say activité parce que vendredi la début week-end lay doon bu soobee yàlla donc maa ngi sant bu baax a baax di gërëm sama xarit bi Baye Cheikh borom airport moom moo ma génne ci dàll yi ci suuf moo dem ba bitim réew. ñëw indil ma ay dàll yu rafet moom du jaay diw. diw gi ci man la diw gi ci man la Baye Cheikh 77 410 47 97 moo ma génne ci dàll yi waaye Diop shop sama xarit la mooy borom yëre yi rafet yi ma nga fële ca caaro yi donc moom itam maa ngi koy béggee bu baax a baax moo génn ci kaw ak ci tubéy ji maa ngi koy béggee 78 451 10 37 moom mooy numéro am un big happy à mon ami mon grand mon père Pape Mbaye maa ngi lay béggee bu baax am leen jàmm. ay ci mu ngi noonu sam xaw ma ban sam ni ngay am jot nga xam dañuy pare weekend start rek laal suñu weekend bu ne muut. mag yow jàpp suñu ñàmbur ñaaw na ba pare. ñaaw na gën a ñaaw donc gis ngeen ñaaw na ba pare tabarkàlla moom la ñuy jël moom la ñuy déggoo doo fay. da ngaa fay la of fay du may li. of zuma samay daal zuma jàmm
teel sa micro mbay kii fay na of du mbayee ni of du acca waaw woo leen ko mu jox leen ci dàll yi ak yeneen lii laa wax Aba ba samedi prochain. acca ba samedi aw gay loo wax ngeen yow man li ma wax damay wish a happy birthday to Yande Dia bu sëru kii di Dada borom Aya Couture Aya nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram lépp loo xamante ne da nga ko bëgg mi ngi la koy ñaanal bu baax a baax Fatma Aydara Majo Peex ak man mi ak Aba and the rest of the team ñu ngi lay ñaanal gudd fan happy birthday in advance sama doom Cheikh Ibrahim li sama doom suba lay toon 1 an incha allahu rabbi di ko ñaanal mu doon mag bu am njëriñ lool ci àdduna may di jaajëfal the triangle de la beauté ci coiffure bi soin bi and everything di leen wax thank you so much Cheikh Sandaga dinaa leen jox numéro yi ci réseaux sociaux bi ndaxte temps bi jeex na waaye Pinop Glam by Khadija moom itamit di ko remercier for the make-up Aba di jaale bu baax a baax Pathé Dia bu groupe Futur Média dafa lose ki nga xamante ni mooy parentam di ko ñaanal rek fi mu dem gënal ko fi mu jógee ko di leen jox dig daje rek incha allah ba Saturday incha allah yal na yàlla yërëm ko Fafa da ngay jox rendez-vous nit ñi ci kanam waaw maa ngi leen di jox rendez-vous ci kanam di leen wax ne léegi rek mu ñëw jàkkaarloog yéen am nga beneen robe sa kër gu bu mel nii bu ko gën a doy waar waaw caar kàlla yàlla na jàmm yàgg xool jaa ngeen jëf kon yàlla na jàmm yàgg waaye nag Aba du ma toog fii te du ma jaale nag ba suma broda Wally Ballago Seck mënta ñàkk maa ngi koy jaale bu baax Papa Thion waa di jaale Aïda waaw moom sax woo naa ko maa ngi koy jaale bu baax a baax di ñaan yàlla mu géej fii suñ Papa Thion yal na ko yàlla xare àjjana dee dina flyam amiin yaa rabbi donc léegi-léegi ci kanam damay àndaat ak moom ci Dakar ne dort plus donc nañu ñëpp xaar di kontaan ci équipe bi nga xam ne ñoom laa àndoon caméraman Ousin ñoom Mass ñoom Of Mbaye yéen ñëpp maa ngi leen di béggee bu baax ak ci organisation li nga xam ne moom mooy plateau bi Khadija dafee make-up bi beneen madame Mbacke bi moom Khadija tarkalla lom ma nga ca ginnaaw waaye Papa Samba Thiam le grand réalisateur kii kalla Papa Sila yow tamit ñoo ngi lay béggee bu baax ak xale bu jigéen bi nga xam ne mooy stage ak xale bi ak Ibou Diouf maa ngi leen di kontaane bu baax a baax sama yaay Adja Vessel maa ngi lay béggee mais man damay def spécial béggee waa Gucci Pape Samba tëjël balaa wax du sew di fi am maa ngi béggee waa Gucci tëjël voilà waaw damaa xam noonu